asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen maanaam ñaan la ci ajuma ji comme nañ ci baaxoo di def fan yëpp nekk ak yéen ci rajo bi ci télé bi synchronisé di nekk en direct di waxtaan ak yéen ci li xamante ne moom moo dal aduna bi mbas mi dal aduna bi dal réew mi xam ngeen ne fan yi jaaxle commencé na ci réew parce que cas communautaire yi commencé na cas communautaire bi mooy ku nekk mun na am feebar bi léegi lawal ko feneen te ñam aussi ay attitude irresponsable ñenn ñi di dugg ci oto maanaam marchandise yi di génn dëkk ak dëkk te loolu di indi coow te ba léegi gis ngeen temps yi police bi ak gendarmerie jël nañu ay matuwaay di wàcc ci tali yi même si tali yi suuf yi pour di kar yenn oto yi xamante ne dañuy jógee Ndakaaru bu jógee feneen di yóbbu ne ni clandestinement te loolu dafa am jafe-jafe te feebar bi feebar bu am la xam ngeen ne juróom benn nit ñàkk nañu seen bakkan te Sénégal États-Unis démb rek ak tey 50,000 personnes 50,000 laa wax de ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci feebar bi kon nit ñi war nañu mun a bàyyi seen xel ci feebar bi feebar bu reyaate la bu gaaw a lawul moo tax nag chaque jour ñu am ay kilifa kàngam ci réew mi ku nekk fi nga féete ñu waxtaan ak yow ci mbirum feebar bi gën a yee askan wi ñu xam ne feebar bi fu mu laal daa bëri parce que secteur yëpp la économie bi pratiquement nërmeelu na fépp ci àdduna ba Sénégal génn ay 1000 milliards def ko ci économie bi ñu xool naka lay mun demee loolu moo tax nag tey ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mboup kenn du ko présenté Sénégalais yi moom mooy président des chambres de commerce du Sénégal mooy patron CCBM xam nañu Serigne Mboup fu mu jaaree nu mu maanaam xarañe ci liggéey ci commerce ba nekk léegi kàngam ci chef d'entreprise yi di dalal aussi Ibrahima Ba dafay yëngu tamit ci li nga xamante ne mooy affaire numérique mooy diplomatie numérique bu ñuy wax numérique xarala yu bees yi lu am solo la digital bi parce que gis nga feebar bu ma xewee ba léegi ñu bëri ci xarala yu bees yi la ñuy jaaree di ci liggéeyee xamal ne ñu ngi toog seen kër def télétravail yi di jaar ci internet ñu ngi leen nuyu di leen dalal si suñu studio yi Serigne Mboup yaay président de chambre de commerce de Sénégal laata ngay nekk loolu sax patron nga te mbas bi dafa laal entreprise yow en tant que patron entreprise noo yégee feebar bi. jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp yéen ziyaare ci àjjuma ji tey mu nekk bis bu mujj ci weeru Chaban war a nekk suba ñu dugg ci koor gi. incha allah yàlla nañ ci yàlla dugal ci jàmm génn yi jàmm. amiin nangul ñu suñu ñaan. amiin ñaan yi fas mu yóbbaale sax mbas mi. amiin yàlla moom ni mu ko waxee rek la ko waxee maa leen di natt waaye. su ngeen muñee ak jaamu yàlla mu dem di wax rek di la confirmer ci li nga wax nit ki moom diine moo njëkk a wax ci wàllu feebar bu amee fu mu nekk fa nga nekk bul dem te bul keneen seet si loolu moom ñun ñëpp d'accord nañ ci donc kay nan la ko nit ñi di defee rek loolu la ñu war a waxtaanee. waaw ndax nit ki boo ne koo toogal il faut que nga wutal ko solution bu koy mën a pousser mu toog. ndax léeg-léeg xiif dafa gën a diis feebar. waaw diis dafa xam ne feebar mën nga am solution après mais fanaanoo xiif wala fanaanoo ko yendoo ko bu naree 2 jours bu loo mën a def da nga ko def pour lekk. di tamit wax la rek chambre de commerce bi nga xam ne ni xëy na moo tax ma mën a ñëw fii di wax. ndax ñun. soo gisee temps yi sax may génn ci média yu bari ndax ay événement rek moo daan tax ma génn mais suñu liggéey dafa nekk lu ëpp ci informer former encadrer. mooy unique institution boo xam ne ni public la géré par des privés yi dañuy yor dañuy yor institution publique mais l'administration géré wu ko. ay privé ñoo koy gérer ñoo fay décider l'objectif mooy. mu nekk interface entre secteur public ak secteur privé te mu nekk lu universel partout dans le monde man waaye day wax ne dëkk boo dem ci àdduna bi dëkk laa wax da nga ko fekk chambre de commerce xam nga maire yi parlement lu mën a doon am na dëkk yu mu amul. chambre de commerce dafa nekk loo xam ne nii bañ commencé di jënd ak jaay rek lañ ko dajale muy benn néeg ñu tudde ko chambre. néeg bi nag dafa war a nekk ñëpp ngi ci biir
jaaykatu gerte banque ci industriel banque ci banque ci biir. li am solo bu ñu demee ba nga xam ne dañuy wax wàllu économie chambre boobu war na taxaw. te tey mu nekk ci institution yi nga xam ne nii ñoo gën a représenté ci seen présence ci territoire national. amul benn institut mun na même assemblée chambre de commerce moo ko am représentativité parce que boo demee ba Kédougou donc fa fekk mu am président mu am ay léppam kon nag looloo tax daanaka ma bëgg ci jàpp pour ñu mën a waxtaan ak opérateur économique yi nga xam ne nii koo ci jël tamit à la fin ñooy consommateurs yi ñoo ëpp ndax soo nee baykat sàmmkat nappkat transporteur opérateur économique daanaka jël nga Sénégal ba mu jot lan moo lay dese mooy un peu fonctionnaire parce que yéen ñi sax ci foofu ngeen bokk. voilà. bay Ibrahima xeex maanaam feebar bi jubsi na gis nañu nag bu mu jubsee ñu pare ñu ngi wut solution. te solution ci xarale yu bees yi lañ ko mën a jaarale lan la xarale yu bees yi mën a indi ci xeexum feebar bi. asalaamaaleykum tout le monde di la remercier si dalal bi ak le président Serigne Mboup ñi ngi mujjee gise nag si comité de pilotage bi le ministre Mary Teuw Niane mettroon en place sur le PSCJ qui est piloté par la professeure madame Penda Sall Diallo si lañ mujjee gisee ma koy dolli njukkeel di ko ndokkeel ñi ngi jëm dëgg la suba si weeru koor bi incha allah am nañ si yaakaar yàlla mën na lu ne mën na dindi bala bi nekk suñu kaw dal suñu biir dëkk bi dal suñu dëkkandoo yi nekk si UEMOA bi ñi ñu bokkal CEDEAO romb ba si Union africaine bi laal ba suñu partenaires yi nekk biir Europe nekk tamit biir États-Unis si Asie bi fépp si àdduna bi mu touchaale umma islamique bi surtout rawatina suñu doom yi nekk suñu mbokk yi suñu mag yi suñu baay yi suñu askan ñi si ëpp nekk Italie ñu leen di massaw ñi tamit nekk États-Unis ñu leen di massaw loolu yëpp war na doxe exemple ñun ñi nekk si biir dëkk bi bu docteur demee ba ne la dootuma la jox garab mais del raxasu nga xam ne kon docteur bi si boppam tumuranke na ndax docteur bu naan raxasul te joxuma la garab loolu rek war na yee ñëpp li ñuy wax du ay caaxaan du ay naxe dafa mel ni feebar bi fi xewoon rek ay jamono ñu koy wax sëqat su bon si tuberculose bii nag dafa mel ni mooy maamu tuberculose ba pare doo ko gis dina nekk sa biir lor la indi musiba loolu tax Alassane Samba yéen tamit yéen a ngi sanc bees yàlla na si yàlla def succès ndaxte liggéey nekk sa biir dëkk di liggéey bay liggéeyloo ñeneen sanc lu bees dañuy ñaan toujours mu gën a sax te law te barke incha allah gis nga bi pandémie bi ñëwee nii coronavirus bi ñu bari ñuy liggéey ci affaire numérique te daawuñu woon sax gisee walla ñuy dugalante lu bari dafa indi benn solidarité suñu biir loolu laa njëkk def observation ma gis ci ne dañ ne rekk benn mbër lañu war a daan ñi nga xam ne dañuy def développement ci application yi ñi nga xam ne dañuy def hébergement données yi ndax boo defee application da nga ko war a dugal ci ay serveur ñooñu nga xam dañ see spécialisé wu man ci loolu laa mës a spécialisé wu yàlla def sutura bi ma ñibbisee Sénégal juróomi at la def maa ngi liggéey nag ci affaire informatique ci état bi mais li ma teewloo fii mooy mouvement bi nga xam ne ñun ñoo ko lancé mu am philosophie def diplomatie numérique remplacé wul te mënul remplacer diplomatie traditionnelle mais comme dafa am ay GAFAM am ay Facebook ak yooyu nga xam dafa am ay opportunité loolu tax ñu taxawal ko malheureusement corona bi ñëw na activité bi ñu naroon def ci at bi ci mois de septembre muy forum national de la diaspora et internationale bi ñu naroon wax sur la souveraineté numérique nga xam ne dañ ci naroon def thématique gouvernance et citoyenneté waroon ci wax tout ce qui est sécurité et cyberespace waroon ci wax tout ce qui est développement territoire et durable waroon ci wax enfin tout ce qui est santé digitale loolu lañ ci mbébétoon far yàlla indi nattu bi ñu nekk ay jullit nangu ko di ko ñaan mu musal ñu ci gis nga xarale yi lim ci mën a indi yaatu na ba nga xam ne dañ koy mën a tënk ndaxte pour ñu xam sax nit ki fa nga toll am na lu ñuy wax téléphone bu dee ci oto la ñu koy wax GPS xam nga tey
ñi yore fii di jaay hydrocarbures yi essence ki xeet googu wala ñu yóbbu yenn marchandises yi lu mel ni ay diamant ki or mais ay GPS la ñuy utiliser li tax ñu koy utiliser pour xam valeur ba fa nekk nëgam ñoo jël xalaat yooyu nga xam ne dafa sori ci xarale yi bees yi indi ko pour xool fu ceeb bi toll ñu def ko GPS fa ma yebal kële pour mu liggéey ma xool ko GPS kii ma yebal jamaa ma xool ko GPS kon nga xam ne nit a ëpp lool te mënuñu leen sax méngale kon bu demee ba nit ki nag nekk en danger kon war nañu mën a xool nit ñi nga xam ne feebar bi dafa dugg seen biir ñu mën leen mën a saytu natt leen dëgg la état d'urgence bi taxaw na loolooy wane ne génération bi ko xam xanaa ñun suñu maas gi la mais suñu rakk yeex suñu jarbaat yu bari ñu ngi doog a jënd état d'urgence ndax ñeenti yoon rek la fi mës a am ci Sénégal te bi mu fi mujjee c'est entre 88 90 période boobu te loolu li ko indi woon sax maanaam affaire élection moo ko indi woon et pour la première fois parce que bu ñu nee élection am na ñu ci kontaanoon ci état d'urgence bi am na ñu ci kontaanul woon mais bii ñëpp a ci war a kontaan ñëpp a ci war a jàpp ndaxte bu ñu demee ba suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi jiital sanc leen fi teg leen fi ñu jël décision boobu mooy du ay caaxaan donc xarale yi mën nañ dem ba topp ki nga xam ne feebar bi dafa nekk ci moom mais nuñ koy toppee ay machine la téléphone bokk na ci ordinateur bokk na ci mais tam waruñu ko toppee num ñu neexee du rek ne science am na technique am na ñu war ko toppee num ñu neexee ndaxte ñun suñ démocratie moom laa mën a tuddee démocratie latine bu ma ko tuddee démocratie latine mooy am na démocratie boo xam ne anglo-saxonne la bu jógee ci xeetu américain yi ak xeet googu ñoom dañ ne ci seen démocratie te démocratie yépp sociologue yi wax nañ ko philosophe yi wax nañ ko soubassement bi mu nga jóge ci diine ñoom ñu ne ci seen diine boobu ku am teraanga rek yàlla moo la yëg ku ko ñàkk yàlla moo la xaare moo la jéppi mais ci démocratie latine loolu mooy indi exemple bi Sénégal ngay gis ñu lay wax direction de l'action sociale wala ngay dégg ay solidarité wala ngay dégg ministère de la femme et de l'enfant loolu ci démocratie latine la bokk ñun duñ ay dictature kon bu ñu demee ba war a mën a topp nit ki dafa am lu ñuy wax données personnelles am te données personnelles yooyu dëgg la bu ñu xalaat rek ne dafa yem ci tur ak sant ak turu papa turu yaay wala numéro téléphone photo bokk na ci leneen ak leneen bokk na ci dem na ci ba sax lu ñuy wax biométrie xaw ma nag nuñ koy calxalee ci wolof mais dafa dem ba bokk ci donc xarale yi taxaw na ay solution am na ay xalaat am na te gis nga àdduna bi tey ñun ñett ñiy toog fii tey ak yàlla def ñi ñuy seetaan di ñu déglu ku ci tey fëggoon doomam ne ko ndax boros nga sa gémmiñ xam nga ban tontu la lay tontu waaw du la tontu de papa dama dugg fee jël brosse à dents def ci ndox def ci pat dugal sama gémmiñ du la wax loolu da nga naan kaan ndax borosu nga rek mu ne la waaw xarala yi noonu la mel dañ koy utiliser di ko jëfandikoo bés bu nekk te duñ ko sax gis duñ ko xam loolu yëpp mi ngi ci te incha allah dinañ ci gën a développer gën ci dem en détail. mais Serigne Mboup mbas bi laal na économie yëpp ci àdduna yow au-delà nga nekk patron bi xamante ne moom mooy union des chambres de commerce du Sénégal patron nga yow da nga entreprise naka nga ko dundee en tant que chef d'entreprise. waaw di gërëmaat sama xarit bi Ibrahima Ba ñu gisante ba tàyyi dëgg la. di ko fekk si rek ci waxam bi mu wax après ma doog ñëw ci entreprise bi parce que képp kuy wax xarala. da ngay wax entreprise ndax entreprise moo nekk ci début xarala bi ak ci fin bi. ndax ay chercheurs ñoo koy chercher dañ koy fabriquer dañ koy jaay kon ñoom déjà développement xarala dafa am solo ci ñoom. damay delluwaat ci alxuraan rek ci li mu wax xam nga c'est vrai que Sénégal bu ñu jàngul ci lii ci développement numérique je pense que war nañ mën a li waa ji doon wax naan ma di ko fàttali ko xaw ma ci xale yooyu di wax naan neppaat fii lay jote fii lay jóge baax. ba ajee musaan wala Afrique ñu neppaaje ko ba faw damaa yaakaar ne corona bi li ñu ci war a jàng dafa bari. xam nga alxuraan mooy njëkk wax ne wa kulli insaanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawmal qiyaamati kitaaban yalqaahu mansuuraa alxuraan tey dafa mel ne dana nit ku ne am na benn disque dur boo xam ne mi ngi sa intérieur moo lay tracé foo jëm
jour yombal xam dañ koy génn rek teg mu rejeté mi ngi mel ne boîte noire d'un avion. je pense que kuy gouverner mën nga prévoir tey Sénégal mënoon na dem ci la boîte noire humaine mais confidentielle. boo xam ne ni c'est-à-dire police rek wala autorité yi may ñoo ci mën a accéder ci parce que comme li mu la wax brosse dents c'est-à-dire données personnelles plusieurs aspects la parce que tey man gis naa Chine tey maa subhanallah comme dal bon man nañ commencé boo ma dalul man ndax jombul kenn suñ may tracé sans portable rek lañ jël def nañ ci logiciel boo xam ne nii fu ma jaar rek bu ma dikkee dañ leen dem na fii ak yan ñoo yoroon portable yu am interconnexion. donc ils n'ont pas besoin di la wax koo wax wala nangam ñoom c'est vrai que tubaab yaa ngi leen di accuser naan dañuy joxe ay données yu baaxul mais je pense que ils l'ont vaincu dañ ko gagné te loolu dañ ko prévoir avant Chine pour que nga fay sa impôt sax dañ lay évaluer mooy yéen ay voisins ngeen yéen a dëkk kenn ku ne jox nañ ko benn code boo xam ne nii à la fin boo paree da nga naan Alassane Diambo Diop mi ngi dëkk premier étage ci kaw ñu posé la ay questions ndax respecté na nii ndax respecté nii nga wax ko moom tamit ñu posé la après ñu évaluer nit ki ci kii bi ils ont vraiment créé des systèmes d'évaluation numérique et même gis nga dem nañ ba nga xam ne nii ay caméras yu ñu teg ay robot bu ñuy recherche nit du ay nit a koy recherche bu ñu génnee rek reconnaissance faciale te automatique dañ lay wax même ci stade dañ koy gis je pense que loolu lépp man ni ma gisee Sénégalais yi nii xarañ nañ ki du dara lu ñu war a wuti bitim réew. loolu man gis naa ko bu baax a baax du dara lu la xale gën a ndaw boo ko expliquer système bi ndax système informatique man langage la rek la na ko nit ki dégg rek nee ko léegi laa bëgg waaw man loolu laa leen di encourager te gis nga même biométrique bi nga wax lépp rek dama lay wax ñun alxuraan lañ jàng. mi ngi ci alxuraan ndax alxuraan bay wax ne. wala xaadira na ala am nu sawiye banaanoo yàlla buy wax ni nit maa ko bind def naa ko nii su ma neexoon sax cati baaraam yi ma yemale yépp mu mel kon ça veut dire que cati baaraam li mu bëgg wax foofu mooy empreinte bokkut ak kenn. bon entreprise yi ni ñu koy dundee mooy dund bi metti na mais mettituk entreprise du entreprise nit dafa mel ne benn nit la bu taxaw am na ay bopp am na baaraam am na yaram am na lépp. bopp bi nag mën nañu wax ne mooy chef bi moom la ñuy gis mooy piloté. bu dee mu dee bu taxawee mu taxaw léeg-léeg danañ yaakaar ne entreprise bi sëriñ bi moo koy dund mais à la fin soo amee problème l'entreprise employé yi ñoo koy njëkk a dund. su employé yi dundee dara état bi dund ko fournisseur am yi dund ko client am yi dund ko économie bi dund ko global kon je pense que mesure yi nga xam ne nii moom la gouvernement bi jël. ci entreprise yi c'est très important mais mu bañ a yem ci li ngeen doon wax dem naa benn émission ba doon seetaan dem nga ne ñaata yoon lañ jël ay mesures ak ñaata yoon lañ jël ay kii mais duñ ko appliquer. je pense que li américains yi di wax rek ak loo mën a wax ba pare dinaan ok just do it c'est-à-dire wax bi soo ko defaree ba pare la ñuy doog di xam ndax wax bi moo tax coréens yi toujours lu ñuy def dañ naan on ne passe pas notre temps à réfléchir on prend ñu exécuter buñ juumee ñu rectifier. je pense que loolu lu am importance la. kon entreprise ñu ngi koy dundin gu metti waaye dundin gi fàggu la mais am na ci côté yoo xam ne nii exemple feebar du andi positif mais man sama bopp jàngal na ma lu bari man aujourd'hui j'en suis sûr que je peux gérer mon entreprise à partir de chez moi wala à partir de où fu ma nekk avec des Zoom conférence parce que je pense que lu ma daan sonal lu bari réglé na léegi dem ba 21h. waxuma la même social bi nga xam ne maa ngi koy def Kaolack di ko def loo ay nit à partir de 21h lañ nekk en Zoom ñu xool ñu génne liste yi génne lii kii def na éviter doublons yi def yëpp vraiment côté boobu déjà l'autorité a montré bon chemin parce que ministres yi yaakaar naa réunion yi ñu def noonu lañ ko defee et en même temps encore lu gën a am solo ci Afrique xam nga ne chef d'État africain yi déplacé beaucoup. beaucoup ça coûte soo ko xoolal fi ne c'est des milliards et des milliards donc mais l'exemple hier ils ont tenu une réunion boo xam ne nii je pense que c'est beaucoup plus efficace sax que jàkkaarloo toog di nuyoo di añ di reer di def nangam di jël temps di ànd ak suñ calculé woon démb jël président de la république ñu di ko féliciter ci loolu ci kii boobu ñu ko dénk ndax vraiment demandé ñu baal booru Afrique yi loolu am na ci solo mais loolu lépp nag en tout cas ñun entreprise yi man sama cas on est en train de faire face hier j'ai tenu une réunion conférence call avec mon personnel c'est très clair li ma leen wax dama ne leen képp koo xam ne sa salaire tourne entre de 200 000 jëm kaw
je n'applique même pas 70%. J'essaie de vous payer à 100% parce que ce sont beaucoup plus vulnérables. Les autres qui sont à un niveau salaire élevé dañuy teg système boo xam ne nii c'est volontaire soo xamee ne yow li ngay liggéey tu peux le faire chez toi def ko chez toi nga demander ne nañ la accordel yow yaa koy demander parce que ça te permet d'économiser. da nga nekk ak sa famille plus de temps da nga aar sa famille da nga économiser parce que da nga daan gën dem añi def nangam dem transport ça te coûte minimum 5000 francs par jour pour un cadre pour que mu dem liggéeyi. Bon c'est volontaire et ñu demander ko le minimum te chaque nga xam ne chaque semaine danañ mën a ñëw benn wala ñaar pour gisante xool mais man l'exemple maa ngi nii je sais que semaine bi yëpp benn yoon laa dem bureau et vraiment tout le monde m'a dit que tu as travaillé beaucoup léegi nag loolu mooy entreprise yi am xarala. dafa am yeneen entreprise yoo xam ne ni tamit ñi ngi nekk ñoom ñoo koy njëkk a yëg ñoo gën a mettali te mën naa am ndimbal li duñ ko jot. ba informel bi. waaw mais loolu tamit dafa am part de responsabilité ci ñoom am part de responsabilité de l'État. L'État a laissé l'informel se développer voilà te l'informel fi ne nii l'État mënoon na ko contenir su déglu woon chambre de commerce yi dana ko contenir régler ko ndax looloo ko tax chambre de commerce dafa nekk institution boo xam ne nii bien sûr am na ay représentants des grandes entreprises mais ki ko mën a gën a jëriñoo mooy petite et moyenne entreprise bi mënut a defal boppam yenn xarala yi. parce que soo xoolee li tax mu gën ma motiver le premier ministre bii indi tey keroog moo def discours nee na chambre de commerce forum yi mu doon organiser ci forum yooyu la yàlla def mu jaar ci ba tànn université mooy tey jii lépp loo xam ne opérateur économique bu ndaw bu ko bëggee def daf koy coûter cher mooy am na problème judiciaire chambre de commerce assisté ko loolu tax sax l'État avec l'organisme jël juge consulaire yi conseiller juge yi c'est chambre de commerce moo leen di proposer ça c'est universel partout dans le monde ndax xam naa ne Sénégal bu ko gisuloon ci àdduna bi du ko gaaw a def bon su dee ci wàllu marketing su dee wàllu ci recrutement su dee ci problème yu mel nii chambre de commerce bu ñu ko jàppale woon jox ko yenn gëdd yi déglu ko dana mën a régler situation bi parce que nit ku ne mën nga làqatu état bi ci wàllu sa formalisation mais doo làqatu chambre de commerce parce que fa nga bokk sa kër la sa néeg la mënoo xëyte demoo te loolu yónnee naa la ko dem nga xool ko étude du ANSD loolu la wone nee na sur les 490 000 entreprises 97% sont dans le secteur informel. état bi xamul leen mais ñun xam nañ leen bu baax. ñun ba ma laajee Kaolack secteur informel la xam naa leen bu baax te bu ma leen woowoon ni ñëw am na solution yu ñu ci mënoon a jaar jàppale leen dimbale leen ba nga xam ne ñoom sax danañ gis ne njariñu formel nekk fii lay jar comme assurance xam nga assurance mën nga toog chaque mois ngeen la fayal chaque mois ngeen la fayal nga ne waa assurance li muy jar mais bala ngaa xam njariñ li mooy nga yàqule bañ xëy ne la chèque a ngi nii kon tey man damaa yaakaar ne bu ñu état bi déglu woon ci loolu très rapidement boole ñu ak ANSD étude boobu ñu génne fay ci ay milliards. ay milliards lañ ci fay pour comprendre situation économique Sénégal étude bi c'est très très important man maa ngi féliciter waa ANSD yi ko def dama koy lire tous les jours ma jàng ci mais gisaguma actuellement ñu taxaw ne étude boobu jaar ko ci xale la numérique parce que chef d'entreprise lu mu ndaw ku yor registre de commerce yor nga portable boo jàngul tamit. ñoom jàng nañ. parce que vocal jàng la. c'est-à-dire gisuma Sénégal tey ku système numérique bii mënut a accéder ci pour régler ci sa soxla pour def ci li nga yaakaar naa Orange Money xam na ci lu bari. justement loolu nag ci distribution vivres yi am nañu xalaatoon au lieu ñuy def ay camions di def ay ceeb bu bari di ko filmer di ko yóbbu goxaan yi état bi mënoon a xëy na jël xaalis bi jàllale ko ci yenn transfert de monnaie bi ci portable dañuy. ñi xamante ne jot ko te bu état bi bëggoon tey xam kan moo amul ñu xool transfert d'argent yi ki xamante mënul transférer 500 francs par jour kooku mu considère comme ku néew doole. kii transférer 5000 ba 10 000 par jour koo xëy na ñu tëb ko xool numéro téléphone yi jaaree fa yónnee fa xaalis mu bañ def ay camions yi dem fa parce que boo yónnee kii xaalis xëy na bu yoree xaalis bi dina mën a jënd lu mu soxla waaw. balaa may ñëw foofu ma toppandoo président Mboup li muy wax gis nga secteur privé ñun suñ dëkk yi fii
comme dañu subiroon esclavagisme subir colonisation la coppe si biir dunduñu ko sax mais boo demoon tey lu mel ni tugal France wala États-Unis ba ñu wax le secteur privé ñooñu bu ñu joxeñee baaraam président bi foofu lay topp mais ñun malheureusement si suñu histoire loolu amu fi gis nga ñu mel ni président Serigne Mboup surtout bu ma nee moom mooy li muy représenté ci secteur privé xam nga secteur privé mooy lal par rapport ak état mooy koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci naka la ko mënee soppi ba mu nekk xaalis loolu mooy privé. xel bi lay jël togg ko ba mu ñor soppi ko rek mu nekk xaalis léegi bu nekkee xaalis boobu moom ci lay fay nag léegi dafay fay carrément léegi état. parce que état foofu lay dundee état juuti lay dundee baatu juuti mooy taxe ki impôt rek mais juuti la fa lay dundee kon secteur privé bu junni di fay bu million di fay liy ñëw dugg sa biir gafa dafay baax ci yow bu dee état nga. moo tax ñu war leen doole njukkal gën leen jox doole pour ba nga xam ne ñoom la ñuy fay comme taxe dafay bari ndax tey da ngay jël rek exemple ku ci bayoon tey ñam bi mais engrais ba ngay jël pour def ko fa oto dana ko yóbbu boo demee jënd essence fay nga TVA ka fay liggéey conservé nga la muy liggéey chauffeur ba fay nga ci ay cotisation sociale boo koy fay salaire donc benn chaîne la boo xam ne boo ko développé woon tey nga gis ne plus sa secteur privé dox plus la ngay fay la muy fay ci gafa joxe ci gafa état bi bari loolu daf ci am importance pour distribution ceeb bi mooy aide bi rek dafa am ci baatu tubaab ñu naan administrer n'est pas gouverner di nga gis tey ñu ne waaw bu doon dañuy administrer ñu yónnee woon xaalis bi ci Orange Money bi moo gën mais ki nekk ci bopp réew mi moom mën na ne man damay gouverner administrer wu ma subtilité la mi ngi mel ni tey ma yëkkati ñaari junni jox ko benn nit nekk paasal nga dem defal ma lii ak lii kenn ne ma mais boo jëloon téléphone bi woo sa mbokk boobu rek du gën a gaaw fekk man leneen laa ci namm bu ñu fàtte ñoom politique moo leen jox nguur gi te njiitu réew bi mi ngi mel ni chef de famille dafa am ñu rocc fa kenn ne que yow yaay chef moom kott dong rek du famille de déedéet mais loolooy mbubbam mu daal di ñëw nag wax ak famille bi ne lii laay defee ñi nekk ci biir nga xam ne dañuy am jikkoo ndongo daara dañuy nangu ñeneen ñi duñu nangu famille moo mel noonu techniquement bu doon dañuy administrer ñu ñëw ne ma bul gouverner mais nooy administrer ban solution numérique nga gis man duma joxe ceeb ndaxte damay def sama benn doom Moustapha Hadi dafa mës a ñëw ma digoon ko jean pantalon jean may seetaan ndax moom film ñu toog ma jékki-jékki rek gis ko muy jaabante alors que film bi foofu la neexee ma naan waaw xale bi li tax muy jaabante nii après mu ñëw toog mu ne ma waaw ba fàttewoo tubéy jean boobu nga ma waxoon mais ma xool kalam bi ma gis benn kersa ci moom ma xaw ko tontu rek mu ne ma mais bu dee da nga am kii mën nañ bàyyi ba beneen yoon ma ne nëgëm xale bi yàlla def na sutura maa ko jur mi ngi ko diis mu may ñaan ndax nekkete foofu laa xamee ñaan lu metti la ñaan moo gën a metti ci gor kon jël ceeb yóbbul ko gor sociologiquement am na lu muy wàññi mais nag booy gouverner am na lu muy def ndaxte peuple bi dafa kinétésique bañ nañ ko ba boo solee benn mbubb dañ koy làmb te duñ la wax rek waaw ban kii la ban matière la dañuy ñëw di ko làmb c'est un peuple kinétésique peuple bi aussi dafa visuel dafa bëgg looy wax mu ñu naan gis nga dégg nga boo xoolee gis ngay mooy ëpp dégg nga. weddi gis bokku ci mooy seen langage. xam nga bu ñu nee weddi gis bokku ci dañ ci war a daanele benn baat pour ñiy gis mooy gis nga sëriñ booba ngi président wax nañu ne pour ñu woor weeru koor ñu ne
Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na nga gis walla kenn gis koo wóolu mu wax la xam nga ban jàngat la ñuy wax ci suuf suñu dëkk bee ci kaw gi ñu ne ñu ndax yàlla xam na sàkk na ay gumba waaw gumba bi tey bu faatu woon ba ñëw ci kanamu yàlla te warul yàlla ne ko yow li tax daaw woon war mu ne ko gisuma woon sa weer kooku lan la ko yàlla di wax da koy bàyyi mu jàll loo tax mu ne ko na nga gis walla nga gis koo xam wóolu mu gis mu wax la weddi gis bokk boobu daf fekk kañ ci ñiy gis la mais ñi dul gis duñ ci bokk kon dina am toujours benn niche boo xam ne duñu bokk ci décision yi man maa ngi ci kilifte nekk ci biir état li président def dama koy nangu mais comme dañu nekk ci réflexion defoon naa bu ñu defoon transfert d'argent buñ ko defoon. xam nga xel moom foo ko yebal mu dem mën nga toog fii tukki ba màkk ñëwaat toog transfert d'argent bi am na sutura doo fa indi gàddu saaku ceeb di ko indi xale bi mën na ko marqué ndax sam benn mag nee na ma da doon dem ngaay bi sécheresse bi amee ay 73 mu ne la mu rappelé wu ci ngaay mooy dañ doon jël biscuit di joxe et cetera te boobu mi ngi amoon peut-être fukki atax lu tegu donc dina marqué xale yi psychologiquement ñu gis ne seen bàyyi indi nañ leen saaku ceeb l'autorité parentale mën nañ ci psychologue yi ak sociologue yi bu ci doon wax dinañ gis genre jeunes yooyu yëpp man de ku ma ko defoon personnellement danaa am kersa kooku benn la ba pare logistique bi gis nañ coow bi yëpp lu mu indi transporteurs yi ne nii ñële ne nële man le ministre Mansour Faye xam naa ko personnellement xam naa ku tabe la ku gore la ku baax la liñ koy tuumaal yëpp gëw ma ne moo ko def en toute sincérité kooku ci li ma ko xam la sincèrement gëw ma mu mën ko def gëw ma mu def ko mais loolu nag mooy état ku jiite walla ku boot nu ñu koy waxatee Serigne président Serigne Mboup ku boot golo xaj mbaw la loolu moo ci nekk ba pare itam njiit yombul mais nag ñoom ñoo sàkk woon pour jiite ñu kon ñoom ñoo war a nekk ndey di seex d'accord gars yi ŋaññ leen d'accord gars yi ne leen bravo te gis nga ñi lay ŋaññ boo amee noppi tuuti déglu leen ñooñu da nga fa jële loo xam ne ña nga àndal duñ la ko def ndax da nga say am ay ami ñu ne ah yow de fonction bi nga am walla daraja bi nga am nga gis Samba Mariro yëpp ñëw topp la ñi la siy wax dëgg du bari de mais sa ami d'enfance yi ñooñu da ngay gis ñoo la mën a wax dëgg parce que duñ la xas ci penc bi donc ñi nekk fii ci nguur bi c'est très important ñu def attention ci loolu. en tenant compte que transfert d'argent ñëpp gis nañ solution bi mënoon nañ sax dem ba discuter avec les opérateurs xool ci affaire données personnelles yi naka la ñuy defee ba xool ci 2 ans yi passé ñan ñoo doon leb crédit ci seen lebal ma yooyu mais bu ñu demee ba xool ci ñu doon leb gis ne ah sëñ boobu de chaque weer daal mu leb 200 chaque weer mu weer 200 bu ko defee 2 ans mais reporting boobu ñuy am ñu ne kii kat sàkkoo na ñu jox ko ndimbal bi. bu dee ñu def règle de 3 bi mooy boo amee ñaari jabar kii di sol pointure 41 kii di sol pointure 43 booy jënd daal mais doo jënd benn ñaari 43 wala ñaari 41 da ngay def équité donc bu boobaa sénégalais bi nga xam ne mag la am par exemple 45 ans chaque fois 2 ans muy jënd crédit 200 ou 300 mais nga yónnee ko 100000 mais beneen sénégalais bi nga xam ne day jënd ay 1000 francs nga yónnee ko 30000 ce n'est pas parce que dañ ko war a répartir rek ñëpp war a tolloo. loolu daal laa gisoon ne réflexion la demale ci xarale yi. waaw sëriñ boobu ñii ne nañu gis nañu camion yu bari yore ceeb di dem ci région yi di ko yóbbul askan wi ñi nañu bu Sénégal bu fekkoon defoon na lu ñu war ci bay dunde ci réew mi xëy na duñu dem di jeegaani ceeb di importer lu bari di ko yit ci réew mi war nañu mën a suuxal réew mi liggéey ko yéen da ngeen di yëngu ci loolu opérateur économique ngeen te tamit agriculture te ab réew bi xamante ne yorut indépendance alimentaire am réew moomu ci danger la nekk. waa dëgg la xam nga ñun moom dañuy nekk ci danger toujours te yàlla daf ñu ko wax ci alxuraan mooy gisu leen ne dafa laa yoroon na annahum yuftanuun gisu leen ne chaque année ma indil leen benn nattu benn musiba benn wala ñaari yoon wax na ko ndax ñi ngi jógee ci lan lañ jóge Ebola jóge ci mbënn mi jóge ci yu bari ma ne ma natt leen du ngeen ci jóge tuub xam nga tuub mooy ah on a vu ça on regrette et ngeen réussir xool nu ngeen koy defati bu amee man je pense que c'est bien autorités yi xalaat nañ ba noppi ñi ngi dem ci corona
xam nga oto buy daw à 120 à l'heure neexut a freiné. je pense que yi ñu jot a def yi ñu jot a wax nañ ko continuer mais c'est le moment de réfléchir après corona et même bu ñu nee par 100 ans lay ñëw yaakaar naa képp ku fi nekk yaa ngi liggéeyal say doom fekk 100 ans. L'Europe, le développement de l'Europe est reposé sur une vision de long terme de 100 ans 200 ans mais su benn pays bu la ne lu tax Afrique mënut a développer gouvernement day reposé wu ci mandat te li jiitu mooy tey dafa am ñaar yu am mooy l'administration moo dem ba nga xam ne nii dañoo dem ba jël benn doctrine mooy li ñuy wax samena wa atala mooy dégg nañ topp nañ. loolu yàlla rek moo ko moom yàlla rek mën na samena wa atana xufraanaka rabbana wa ilayka masir mooy dégg nañ topp nañ jéggal ñu loolu yàlla moo ko mën te yàlla sax su doxalee nit ak nit ci moom dafa wax yonent bi ne ko wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin izaa qadaa Allaahu wa rasuluhu amran an yakuuna lahumul xiyaratu yàlla moo ne yàlla ak yonent yàlla bu jaaralee ci yonent bi benn message jullit bi amatu ci commentaire waaye daf koo wax tamit ne ko na ngay diisoo ak ñi nga wër nañ jël histoire Omar ibn Khattab dafa nekk ci ñi mujj dugg ci diine da daan discuter débat bu mett ak yonent bi ba nit ñi ne ko yow Omar mii daal dafa dugg ci diine mais gëmu la ñoom lay contredire te yow la yàlla yebal ñu dem ci benn débat Omar ne ko nañ jël aaya ji yàlla nee na bu yonent boo waxee loo xam ne ci yàlla la jógee dama ci discuter wax ma rek discussion bi ndax ci yow la jóge ak ci yàlla wala sa xel la bu dee sa xel nañ ko teg ci table ji discuter bu dee ci yàlla la wax ma appliquer yonent bi wax ko ne ko ci xel la ñu discuter Omar ne ko gisoo moo ko nii ñu gis noonu alxuraan ñëw wàcc ànd ak Omar ba yonent bi jóg ne alxaq maa nga Omar dëgg ma nga Omar je pense que tey jii ku bëgg a diriger ay nit soo toppee ñi nga xam ne ñoo lay wax loo wax rek ñu ne est-ce que da nga travailler da nga am muy ñun ci chef d'entreprise li may wax ci échelle bu gën a ndaw la muy ci famille ci famille tamit laa lay wax ci famille tamit la ëppee koo xam ne dafa jiite famille dafa def nangam am ñu ko wër lu ñu ko wax rek mu def négliger doomam négliger ay mbokkam ci ñëpp la am ku ne am na ñu naan diw benn nopp la am tout ça ngay déglu loolu nag day yéeg ba ci chef d'état bi yéeg ba ci kilifa diine yi yéeg ba ci yëpp ñooñu nag ñooñu bis bu yoratoo loolu ndax doomu aadama moom la yàlla jox da ko yor ñooy taxaw ci gannaaw di wax diw daa dëgëroon bopp diw daa defoon nii waxoon nañ ko dañ ko jël ci Senghor ba mu fa jógee ñi àndoon ak moom ñoo ñëw créer lu ñuy wax désengorisation yaakaar naa am na. wax ki Abdou Diouf ne ko yaa fi nekk. Senghor daan yàq réew mi. Abdou Diouf jóge fi Abdoulaye Wade ñëw ñu ne ko yaa daan Abdou Diouf doon yàq réew mi yaa fi nekk mu jóge fi président Macky Sall ñëw ñu ne ko da nga daan Abdoulaye Wade daan yàq réew mi. est-ce que ces mêmes personnes ñoo xam ne nii ëllëg duñu waxaat la même chose. je pense que loolu lépp dana indi yàq-yàq ci suñum réew ndax on est en train de vivre des situations yoo xam ne mën ngaa jàpp ne après l'indépendance lañ ko créé woon ba léegi système boobu moo nekk di détruire di yàq réew mi ndax da nga mag ñi naan est-ce que indépendance du jeex ndax tubaab bi ñuy jox indépendance dañu ko jox ba pare tànnal ni ñu leen gën a mën a yàq réew mi. mooy lépp loo xam ne ni defoon nañ ko fi sax ñoom daan ko jariñoo ndax tubaab bu nekkee fenn dëkk fa dana fexe ba mu set ndax setalu ko pour ñoom da koy setal pour boppam pour xam ne ñooñu day daje ak ñoom bu fi def route di fi def train daf ko soxla pour économie daf fi def lépp kon man damaa jàpp ne lii waroon na nekk xalaat te damay dellu si waat ci bàllee wax gis nga système numérique bii man gis naa Chine benn échantillon bu ñuy def président même buy jël ay décision am na échantillon bu population bi day sànni message bi ci genre Twitter interne. sànni ko seen réaction bi mu décider. waaw ndax kilifa tamit yàlla ni mu ko laajee ni mu ko waxee laajal la ko may ne ko bi mu waxee yonent bi dana ko wa shaawirhum fil amri na ngay disoo fa izaa azamta fatawakkal ala Allah boo toogee nag ba jël sa décision jël ko appliquer te wekku ci yàlla kon ñun bu ñu waxee kilifa gune nay décider. ndax day wàcc ci kaw ba ci ministre bi xam nga bari na yoo xam ne nii tey man xam naa chef d'entreprise wala ministre wala chambre de commerce da ngay jël décision yoo xam ne nii ñi nga wër ñoo la ko tàllalal ba ne la rafet na nga def mais laajal ñeneen ñu la wër mais boo paree nag toogal nga tëju jël décision soo déggee koo xam ne tous les jours maanaam damay laaj te décider tamit du kilifa à la fin nit ñi dañuy wax mu xool li gëm je prends une décision mu jeex président de la république ak ñoom ñëpp li ñu def je pense que loi bi leen assemblée may doy na mais jaadu na tamit ci nit ñi ñu wax ko ci média wala ñu dem toog ak ñoom wax ko pour wax leen li nga xam ne nii ci commencement damay njëkk a commencer ci ñun secteur privé je pense que président de la république def na consultation secteur privé
sur ça dama ci am lu ma metti ci secteur privé bi. lu tax ndax secteur privé dañuy xas toujours mais secteur privé bu gën a dynamique secteur privé sénégalais amul waaye nag représentativité mooy def mooy li ma lay wax yaram bi lu mu baax su bopp bi baaxul rek yaram bi du dox représentativité du ay nit la yoo xam ne dañ ne leen dañoo bon mais nit ku ne day soppi yàlla sax am na yonent da ko fi indi wàccewaat indi keneen mais on ne peut pas vivre ak benn réflexion pendant des années et des années et des années et des années ñu ne lii rek moo fi war a nekk te léegi xale yu ndaw ñoo xam ne seeni sët sax léegi c'est des cadres jàngi nañ ba ñëw man mii su ma fi bëggee toog dans les 10 ans qui viennent man ne maay diriger samay doom du lu honnête te ñoom ñëpp kenn ku ne entreprise ba nga yoroon yaa ngi ko jox sa doom mu di ko yor li nga xam ne nit ñi askan bi yëpp ko bokk nag nga toog ke rek ne fànqaay toog ke ne doo ci jógee pour des privilèges je pense que loolu dénoncé naa ko dénoncé waat ko population bi dénoncé nañ ko ki ci des mooy l'État ni mu carrière élection de représentativité des syndicats ba mu leer ba déggatoo coow kenn ku ne di def sa musculé opérateur économique yi nga xam ne ñoo tax syndicats yi mën a exister élection yi dafa war a am muy élection de représentativité ñu xam kii kii. Donc je pense que loolu ñoom bi ñu demee ci président yii yëpp mënoon nañ ko xelal te xelal bi mën nañ joxe dund mën nañ joxe xaalis ñaar yëpp mën a am parce que soo naan soo ko joxee xaalis mu dem du ko jënde dund boo ko joxee dund mën naa dem jaay ko jënd ko def ko xaalis tout de suite saako ceeb bu ñu la ko joxee léegi kon il faut faire quoi il faut regarder cible bi cette famille méttee rek nga bës ko c'est vrai que li gënoon a yomb ci état bi gën a yomb gën a gis transparent gën a tas amul intermédiaire amul coût amul dara parce que bu doon temps bu njëkk bi sax nga xam ne ni da nga koy def ci poste ñu yónnee mandat dana am coût mais lii amul coût c'est zéro je pense que nga étudier nooy mën a atteindre te loolu yomb na ndax système yaa ngi fii système base électorale baa ngi fii mën nañ ko xam ministre de l'intérieur mën na joxe très rapidement ak ANSD des enquêtes yoo xam ni def nañ ko ñoom ba noppi très rapidement bu leen ko joxee mën nañ génne indice de pauvreté bi très rapidement mais mën naa am du valable 100% mais minimum dana valable à 90% wala même à 80%. Tandis que lii ñu def dafa am coût additionnel mooy lan xam nga ñi ngi wax naan transport bi ay 2 milliards 6 milliards mais man j'ai calculé le transport peut aller jusqu'à 10 milliards te gis nañ ko imagine tey caajaay mi ngi nekk diggante Mbour ak Kaolack ceeb bi jëm caajaay indi nañ ko Kaolack léegi ñu ngi wutaat oto bu ko yóbbu caajaay bu ñu demaatee caajaay ñu ne ci dëkk bële dëkk boo xam ne nii par sareet mbaam mooy dem di yóbbu une tonne te sareet mbaam il faut nga fay ko 10 000 francs mu war ko fay yóbbu mu demaat tas te bu ñu defoon loolu comme li ngeen wax yónnee nit ñi étudier ko laa wax te même bu ñu ko étudier état dafa war a mettre tout de suite structure pour classer la population sénégalaise de leurs individus lu tax sénégalais duñ se manifeste pas il se manifeste parce que dañu gisul ndax état bi mu ngi leen di suivre soo demee France Europe États-Unis soo demee da ngay am social sécurité booy dugg di manifester wu boo feebaree boo amee problème boo yow sapeur pompier tout ça dañuy xam yaay kan moom tax nga gis nga léeg-léeg suñu mbokk yi def dara lu normal foofu bu ñu leen di tracer dañuy gis seen traçabilité yépp fi ñu mas a jaar kuñ mas a demal kuñ mas a waxal bon léegi loolu ñu ne defuñ ko mais loolu xëy na bu ñu diisoo woon laaj daanaka ñu ci ëpp loolu lañ ne ñu ne defuñ ko bu ñu ko deful ba ne dañuy jënd ceeb bi mënoon nañ ko def tamit ci échelle bu gën a ndaw mooy ñu xool dëkk bu ne lañ fa war a yóbbu vraiment les opérateurs économiques sont patriotes amul benn dëkk ci Sénégal boo amul opérateur économique boo xam ne bu ko état bi wala gouverneur woowoon ne ko état bi dafa soxla joxal ñiy ceeb danaa la fay tel date te fekk mu war ko fay kooku da koy def ci saase parce que li mu waroon a def lañ ko koy def loo dañ ko koy def te day tas. maanaam jënd ceeb bi sur place. sur place te mën naa la wax ne man de président chambre de commerce buñ ma ci boole woon waxuma ñu dénk ma man mën naa convaincre opérateur économique bañ jaay ko 275 000 ci prix boobu livré dañ ciy perte nag mais ñoom ñëpp na ñu ngi génne ay millions di ko def bu boobaa ñun li ñuy jël xaalis ak di def lépp mën nañ ko ci dugal mu atténuer situation boobu nga xam ne nii dana mën a régler nga xam ne nii Kaolack lay dañuy dimbalee Kaolack ci biir Kaolack lay yem mu yem ci loolu wax naa ko waxaat ko parce que transport bi 10 milliards rek xajoon na feneen. non du xajoon na feneen dafa mën a régler lu bari. mënoon na ci yokk li am solo rek mooy jàngat bi mooy à l'avenir. xam nga dañ ne parler peu du problème parler de l'avenir man li passe yëpp mën nañ koo
wax ne ba ci bàyyi mu déroulé. waaw mais jéegaani bi nag ceeb bi. jéegaani ceeb bi bitim réew. jéegaani ceeb bi tamit war ko bàyyi fii ci réew mi. loolu dafa wone li ñu daan wax xam nga mooy li may wax nag président de la république ni mu mën a def rek mooy jox ay nit ay responsabilité ñu ñëw ne ko lii la xam nga Sénégal dafa am loo xam ni boo ko waxee ñu ne yaa ngi dénoncer le gars mais il faut que ñuy wax dëgg li ñuy wax di ko joxe ci jiwu ci gerte suñ paree ne joxe nañ temps de tout de gerte scientifique yi calculé ne temps ñor na demul noonu gerte gi vraiment damay waxaat suñ opérateur économique yi ñu ci bari ñooy jël gerte gi ñu jox leen ko ne la joxal diw nga fekk kooku mu soxla xaalis nga calculé ko muy waxuma ñëpp am na ci vraiment ñoo xam ne ragal nañ yàlla duñ ko def man gis naa ci ñoo xam ne ragal nañ yàlla duñ ko def waaw ndax ñi nga xam ne ni yàlla li mu wax ci lekk loo xam ne ni moomul kenn xamul nan la diise am na ñu ragal yàlla ñoo xam ne duñ ko def mais tey jii boo jëlee ñu defal la loolu ñu ne joxe nañ 300 000 tonnes scientifiquement ñu calculé ne tonne bu ne mën naa ne la bay nañ 1 million de tonnes mais da ngay gis ne amul baykat yi ci àll bi ñoo lay wax ne lii amul ceeb bi tamit dañuy ñëw ñu ne joxe nañ temps de ceeb aménagé nañ nangam fekk li nekk ci biir du àgg jiwuñ ko ñu ne am nañ temps de tonne mais nee naa leen bàyyi leen am nañ temps de tonne dem leen xool li dugg ci port bi bu leen di xoolati wax bala ngeen a ndamu ne Sénégal bay na tant de millions de tonnes nañ xool ba xam lañ daan importé dafa wàññi ko wala dafa yokk nañ wax dëgg li nañ waxante dëgg soo demee ci port bi douane jox la chiffre yu leer Sénégal wàññikuwul dafa yokk kon mënuma gëm ne production bi yokku na niñ ko yaakaar même bu mën nañu am ñaar yëpp yokku na mais population bi yokku na loolu lépp mën naa d'accord mu yokk mais l'objectif mooy c'est pas que bay nañ 1 million de tonnes dañu wax ne autosuffisance te am nañ suuf su ko bay am nañ xaralal bu ko bay am nañ ndox bu ko bay bon maintenant te gis nga. mais lan moo tax mënul nekk. li tax mënul nekk danaa la ko wax léegi mooy dañu favoriser plus l'importation que production. pour lan. ñàkk xam mën naa am mën naa nekk lobby mën naa nekk ragal population bi parce que tey pour nga bloquer pour nga mën a encourager importation ceeb il faut nga jël des mesures pour blocage de l'importation qui va nous affecter en tant qu'opérateur économique j'ai des frères j'ai des parents qui sont dedans mais je préfère ñooñu ñu encourager leen ñu dem xam ne importer ceeb dañ ciy perte xaalis fan la ñuy gagner xaalis mooy dañuy bay ceeb soo gisee ñuy bay ceeb kenn ku ne da nga koy def parce que da nga ko bëgg wala da nga ko ba def fa nga dëgg mais amagul industriel yu mag gis nañ ay entreprise man jéem naa ci dugg même naa jéem na ci dugg mais yëpp da ngay xool ne quand tu le fais industriellement da ngay perte xaalis kon loolu tax plantation ceeb yu mag a mag a mag amul léegi nag état bi moo waroon def système boo xam ne nii wax naa ko su ma ko waxee ñu ne gars yi ñeme ko ceeb naka coûté 500 francs parce que ceeb mooy li gën a tuuti ci plat ceeb bi kër gi li muy lekk ci ceeb dana jënd lu ko ëpp ci jën dana ko utiliser sax lu ëpp ci téléphone bi muy utiliser rek moo ëpp li muy togg ci ceeb kenn ku lay lekkal saaku ceeb 100 kilos ci kër lan lay jar 16000 francs njaboot gi yëpp kon tey dañu focaliser ci ceeb dafa faroon ba xam ne ceeb biy dugg ci réew mi dañ koy taxer ba mu baax jël loolu subventionné ko ceebu local bi nga xam dañ naan la ceebu importé bi 500 lay jar ceebu local bi 300 wala 350 lay jar te boo ko ñu gis ko baykat bi ñu defal ko calculer ba nga xam ne na ci am marge bu confortable bu ñu ko defee mën naa la wax ñaari at luy suuf ci waaloog ci Fuuta yëpp danañ ko bay ci ceeb après tamit l'État def moyen de locomotive yi mooy train bi nga xam ne nii moom la tubaab yi defoon ñu def ko pour mu yóbbu ceeb bi bateau yi pour mu ndax ceeb bu jógee Fuuta foofu ñu bayee ko fa mu jaar ci dex gi jaar ci géej gi ba agsi Dakar transport bi mu waroon a jël ci camion day am différence su 70%. tey dama lay wax ne la soo nii tey niñ toll. soo ma mayoon ceeb bu bari Matam may ma ko Thaïlande di ma ko indiloo Dakar transport Thaïlande moo gën a yomb. parce que géej lay jaar. moo gën a moins cher waaye ñun am nañ géej xam nga Mali moo mën a wax loolu. ñun am nañ géej. am nañ train am nañ dex. waaw lu tax mu ndax ceeb bi ñuy indi ñoom dañ koy jaarale ci ay dex ba agsi ko lu tax ñun mënuñu def loolu xam nga li nga amul ngay wax ne jaaduwul kon tey tant que encouragé wuñ xam nga consommateur toog naan ceebu gis nga habitude alimentaire Sénégal bëgguñ ceeb bi habitude alimentaire la ndox pétillant ba gazeuse. boo ko tàmmee naan da nga ko naan ba doo ko yëgati café bu amul suukar da nga ko tàmm gis nga dañoo tàmm habitude alimentaire boobu tubaab yi jox ñu ko
ñu dem ba nga xam ne ni loolu lañ tax mais bis bu ñu encouragé woon ba ñuy lekk ceeb bi ñu am ku ñu tegati ceeb bee ñu wut yat. bu ñu xuusee ci wax ci comme ni ko 60 ans après indépendance. Sénégal continue di jéegaane lu mu lekk am suuf am ndox am lépp kenn mënu ko comprendre. si yomb na comprendre. lu tax parce que sëriñ juñu na sànq affaire lobby ci ceeb bi. gis nga. xëy na ñooñu xaalis bu ñu am ci ceeb bi moo tax du ñu favoriser production locale bi te bu na am nekk ci nguur gi tamit dañu profité ci loolu. réflexe su nit. mooy li koy amal njëriñ lay téye ñooñu fu ñu ko jëlee ñan ñoo ko njëkk a démarré lan la suñu maam yi wala suñu bàyyi daan lekk balaa tubaab yi doon ñu noot na colonisation lan lañ doon lekk bu dee ku mel ni président Serigne Mboup di nga dégg ñu wax la ñeleñ mbaxalu Saalum wala mu ne la cere Saalum. ñiiri buna ñiiri buna cere Saalum xam nga boo ko ndax cere Jolof. loolu yëpp mi ngi si. foñon bi ak yëpp. merci beaucoup. demoon nañ sax ba ñu naan di sax duñ def pâtisserie fognon parce que d'après yenn médecins français yi nee nañu dafa baax du yàqal dara diabétique yi. En tout cas impact bi bariwul. donc yooyu yëpp je pense orientation politique la xam nga boo ñëwee tëral sa programme booy ñëw pour dem uti nguur ngay ut ay alliés ci monde bi man dey ci sama volonté ci li ma gëm. lu ma mësuma d'accord sax ci ay mondialisation globalisation et pourtant yàlla defal na ma sutura je suis plus international que local mais mësuma ci d'accord dëgg la dëkk ya ma nekkoon même bu fa yàlla defoon tuuti ma nekk am fa ndomb tànk nit ku ñuul lañ ma doon gën a gisee que nit ku yore woon xam-xam. xam nga loolu dafa nekk lu ñuy wax nit ki gisu la daal yëgu la. te lu metti la ci doomu aadama lii. nga xam ne moo mën a nekk bunt ci suuf si man mi di wax ak yow dama ne est-ce que danaa xaar sax ba retraite te duma dem bay ndaxte man fii ma bokk ci kaw gi mais ñaari forage a ngi fa mais mun ñu fexe ba bay am na ay nag man mi di wax ak yow bu ma soxla woon xaalis ba may nekk jeune bu ma soxla woon xaalis cosaanoo fii ci Fann Gueule Tapée Médina bu ma soxla woon xaalis ñu ne dañuy baari ndax dañu amoon ay club wala ma bëgg a soxla jiin wala ma soxla benn tubéy dama doon dem jëndi sama warga bay sama naanaa di la jaay warga di la may naanaa ñépp mën nañ ko sedde fii koo ne ozo mu ne la jaay la warga may la naanaa ba léegi bu ma fa demee su ma jarbaati su ma sëti moom lañ may tooñee ñu ne ma yow li nga wax ma ne leen parce que bul fàtte une chose tàllal sa loxo di ñaan diis na loo soxla mën nga ko def suñu jeunes yi mais secteur informel bi mais mooy buntu tey ku si yore téléphone 100 000 francs mais boo jëloon 50 000 francs yi dem fii si Colobane jënd fa bal nga ñëw futteeku fajar fóot ko ak ndox mu tàng weer ko mu wow nga paase ko nga ñëw lebal tey président Serigne Mboup nekk maa la ko lebal fekk muy jar juste junni nga nekk maa la ko lebal ñaari junni nekk nag da nga may avance 2000 ou 3000 am nga lu dugg mais boo ko defee 10 fois sur 3000 boobu yaa ngi 30 000 te 100 000 nga amoon capital de base nga koy jël loolu esprit entrepreneurial boobu lañ fi amul ndaxte dañoo tàmm di ñu nenne ba ñu màgget ba bijjaaw mais du ñu gis ne ñu ngi ñuy nenne boo xoolee sax sociologiquement li ñuy wax da nga siy gis punkal bu toll ni man day am toujours naan ay grand ay boy loolu aussi dafay am impact émotionnel si nit ñi man si li ma yaakaar si li ma gëm mës naa fi jël ay nit def na 30 ans yóbbu leen fii si kaw gi bëgguma tudd tur parce que boobu dama bayoon wëgg naa sàmm naa ruuj naa lolli naa moo tax ñu bari bu ñu may jàpp tubaab daf may xaw a frustré man maa décidé sama bopp ñibbi si Sénégal man maa ko décidé sama bopp te booy ñëw ñibbi si moyenne bi di nga perdre 43% sa capacité financière mais nag fii la suñ mbokk yi ëppee fii la ñu war a defar ba mu jag ba ñëpp ñëw suñ doom yi suñ mbokk yi nekk bitim réew ñoom ñëpp a bëgg ñëw ba ma lu yebalee xale yooyu ma ne leen nañ dem foofu pour affaire déx yi ñaari fan lañ fa def mënatuñu toog ñaari fan rek mu mel ni dañu mel ni ay fit te bu ñu fa toogoon ñaari fan yooyu mais bu ñu fa defee campagne yu 20 jours doon nañ am benn 250 000 mais dañu préféré ñëw toog fii si taax yi te amuñu ko dafay mel ni dañu mës ànd parce que yàlla defal na ma sutura état Sénégal yóbbu ma Corée du Sud ma def fa stage ba actuellement maay vice-président
association des anciens étudiants et stagiaires de la Corée du Sud ma ànd seex benn coréen ñu dugg fii dem côté Louga geex yooyu ñuy daw mu jékki-jékki na ma mais est-ce que dafa am loi bu tere suuf si nekk fii ngeen utiliser ko ma ne ko déedéet mais li tax nga may laaj lool mu ne waaw dama gis li ñu daw yëpp si oto bi mais fii yëpp suuf si ne wàng laaj dama am kersa bu ma baadaloo woon tuuti damay xeeb sama bopp xeeb sama dëkk suuf si dañ ko war a bay ji nga mondialisation globalisation corona bii ñëw nii nañu waxante dëgg à quelque chose lu si tubaab wax malheur est bon ji nga corona bi nattu la de musiba la de mais gis nga lu mu ñu def xam lu mu ñu def niñ daan dundee di dem di seeti Masamba Mademba moo tax président Serigne Mboup dama ne El Hadj Ibou Sakho bu doon dund ba tey bu gisee WhatsApp wala Skype dina ne dugg na àjjana parce que bu ñu daan jàngal ñu nekk xale da doon wax bu ñu demee ba àjjana kenn du dem kër kenn da ngay toog sa kër rek koo nam ma rek yàlla ubbil la benn écran ngeen gisante ngeen waxtaan xam nga loolu ko Skype bi ak WhatsApp beex yooyu loolu la nga gis ne léegi li ñu doon dundee corona bi pousse nañu ñu jóge ci virus corona ñëw ci virus informatique moo tax start-up yi nga xam ne ñi ngi ci actuellement na ñu ci bari def focus maa ngi ciy def appel ñu def focus surtout suñu junior yi surtout ñi nga xam ne ñi ngi ci école yi te pareeguñu bu ñu bàyyi yoon bii mooy yoonu àdduna bii di ñëw monde bi jeex na tàkk dafa numérique yàgg na numérique ñu koy dund te duñ ko woon wax léegi ñëpp xam nañ ko télétravail lan la télé ngi si buñ nee télé mooy lu jóge fe càppaafale ñu bokkoo mi ngi si xam nga tey ku daw virus corona ñëw si virus informatique kon nga gis ne xale yi war nañ mën a gën a jàng appliquer créer démarcher les entreprises démarcher même les particuliers mën nga dëkk si benn koñ mais nga démarcher waa koñ bi ne leen yow sa numéro seen téléphone yi mën naa leen defal ay mise à jour mais ku la si fay 1000 francs bu la si 10 personnes fayee 1000 francs yaroo ñaari junni li nga toog jàngi woo mais loolu nga appliquer ko loolu benn buntu la mais ñiy développer application xam nga tey dañuy dégg cas communautaire di dégg cas communautaire bu njëkk ba bu ñuy wax dañ naan président Serigne Mboup faut que tu sois positif du loolu lañ lay wax tey koo ne fi positif mu mere la xoolal bu baax kon àdduna bi wëlbatiku na ba baat yañ doon utiliser am na beneen sens am na beneen sens de buñ ko seetloo bu baax léegi nag fi ñu mën a toll mooy application yi ñu war a développer pour mën a xam cas yi nga xam ne dañoo positif lu yomb la mais lu yomb la mais dafa fekk ay nit lañ ko séqal te nit ñi ko séqal dañu am ay droit yooyu ñu am bu ñu ñëwaatee léegi ñu gën ko détaillé wax tuuti ci application bi. waaw ñu dem jël casque yi dem jëli Djibril Diakhaté moom porte-parole ànd taxaw Sandaga Djibril ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. waaw Djibril ci maanaam waxtaan bu ñu waxtaanee ci secteur informel bi yéen di liggéey ci loolu di yëngu di ci maanaam daan seen doole crise bi am fii ban njaxital am ci yéen. maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp di leen ziare di leen ñaanal jàmm ak salaam ak sutura di ñaan yàlla weeru koor bi ñu dugg si jàmm ak salaam génn si jàmm ak salaam te suñ borom génneel ñu mbala bi nga xam ne moo daanu ci àddina bi mu faxasal ñu ko ba mu set wicc maa ngi li nga may laaj nag wax dëgg yàlla nekk mbir moo xam ne daanaka bett na àddina bi yëpp te nee nañu loola bett man la léegi nag liñ ci mën a jàngat daal secteur informel xam naa ne bokk na ci li nga xam ne moom la mbir mi gën a touché parce que dañoo nekkoon ñoo xam ne amuñu fenn branche boo xam ne ci lañu sukkandikoo lu dul daan seen doole bopp rek te état da leen a yàgg ñàkk considéré comme ni ko Serigne waxee presque ñëpp xam nañ ne économie Sénégal 97% yëpp informel la. kon état jàkkaar naa ne ci départ ba moom moo waroon jël les devants parce que jamono yi yëpp ñi leen encadré ak ñi leen jiite yëpp ñu ngi bëgg ñu leen formaliser leen te loolu defe naa ne sëriñ doon na ci liggéey ci ay jamono xaj na état moo ko ci jàppalewul ak patronat bi léegi li am solo tey impact bi mu indi dafay jéggi dayoo sax ndax xale yi nga xam ne exode moo leen fi indi woon
ñu bàyyi seen i taax yi ñëw ci taax yi pour wut si teranga liñ fi doon forak su ñëw di ko yónnee ca village ba fi mu ne amatuñ ko parce que ñaari impact moo ci am na ñoo xam ne avant ñuy def couvre-feu bi dañoo ñibbi woon dem dëkk ba ñii demoon màggali ñu confiner leen foofu téye leen fa am na ñoo xam ne dañoo des fii jotuñu woon dem ñu fi mu ne soo xoolee ci Covid bi désencombrement yi bari na marché yaa ngi tëj ñi ngi def yëpp yoo xam ne képp ku doon def activité daal daanaka toog nga peut-être maladie bi mu oblige mais la ki toog ba pare te lam daan yëngu nga ne ko dootoo ko fi yëngooti dootoo taxawati ci mbedd mi kooku naka lay def. lan lay est-ce que ndimbal bi nguur gi décidé di ko defal Sénégalais yéen gis ngeen seen bopp ci loolu est-ce que yaakaar ngeen di ngeen ci jot yéen waa secteur informel. non yaakaaruma ko. wax dëgg yàlla yaakaaruma ko parce que ñun dañu jàpp ne toujours dañoo désorganiser ñàkk désorganiser boobu nag moo tax état duñu faral di jël sax en compte te ndimbal boobu nekk na ndimbal boo xam ne bañ ko waxee rek la ñëpp ne du jaar yoon la ñëpp tëb jiit ne ku nekk da ca bëgg a bokk te soo xoolee tey ñi mu impacté ñëpp la amul dara muy patronat muy ki gën a néew ndóol ci réew mi ñëpp la impacté parce que lu la bett man la loolu moo fi nekk waaye nag man jàpp naa ne si côté religieux nit ku ne waroon ngaa nattaat sa bopp parce que loo xam ne ñëw na te kenn xamul kañ la fi jóge liñ naan serrer la ceinture war na cee am ensuite nga dellu ci yàlla xam ne peut-être moom moo ko indi pour am lu mu ñuy jàngal loolu nit ñi war nañ ci bàyyi xel aussi xam naa ne métti na ci secteur informel trop parce que ñoom ñëpp ñi ngi yóbbante nee nañu nañ leen dimbale soit ñu bàyyi leen ñu ñibbiwaat seen dëkk bu ñuy souffrir foofu moo gën ñu bàyyi leen Ndakaaru du ñu génn du ñu dem ba noppi ñu toog fi amuñu lu ñu lekk amatuñ lu ñu fay luyaas ñu ngi leen di bëgg a génne loolu dafa nekk mbir mu doy waar état bi war na ko xoolaat lépp lu muy def ne ci war na cee gaaw loolu mooy li am solo actuellement. voilà jërëjëf Djibril ñu ngi lay gërëm di la sant ci maanaam ànd bi ànd nga ñu expliqué ñu jafe-jafe yi laata ñu ñëwaat ci quelques minutes ñu dem jëli benn spot publicitaire laata ñu ñëwaat ci studio bi développé li xamante ne Djibril wax na ko. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di wax coronavirus. njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw. nañu respecté waxtu yi nga xamante ne ni moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoroy coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yem sama wareef mooy dog buumu corona bi. publicité bi jàll na jërëjëf ñëwaat si studio bi waxtaan ci waxtaan bi doon sumb sànq Serigne Dëng léegi Djibi Diakhaté nu mu expliqué jafe-jafe ji nekk ci secteur informel ba ñam naka la ñu war a def pour ñooñu ñu mun leen boole ci fii parce que boo demee Sénégal da nga gis benn maire nekk ci koñ bi di jaay caaf kii di jaay boutique bu ndaw ak yooyu te ñooñu ay sénégalais lañ ci aide bi ñu war leen yóbbu war na leen laal. waaw xam nga Djibril li mu wax dafa am solo xam nga mbir bala nga koo xam nga dund ko mooy suñuy laaj fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun yàlla bi te yonent bi la doon waxal. ne ko na nga laaj ñi am expérience ñi xam. borom xam-xam yi pour loo xam
parce que informel mënoo ko dimbale te demoo cœur de l'informel te institution bi nga xam ni moo ëpp secteur informel dem fa nekk ci élus yi nekk ci kii mooy chambre de commerce dama koy leeralaat waaye loolu laa wax ne suñu joxoon ay moyens ñun mën nañ assurer ne 97% bi ak contrat de performance suñu ko joxoon man maay président de l'union des chambres de commerce je peux m'engager dans un délai de 3 ans le contraire va se passer minimum formel dana dem à 70%, informel dem 30%, parce que formel bi boo ko wonee lan mooy njariñam ci formel rek mu di ko gis rek da cay dem sans mu kii mooy sécurité am léppam moom man ci am sécurité sociale nga xam ne ni comme lii accident de travail la. c'est-à-dire dañ ko décider mais accident de travail la normalement su fekkoon tey formel état bi jël na ko ndax état baa ngi jël ay enquête ci entreprise yi pour xool lan la ñuy fay salaire mais informel bi am na informel boo xam ne mi ngi fay salaire bu bari wala bu ko fayul tamit maa ngi koy fay ci la mu telloo boo yoroo boutique am ci 2 personnes yaa ngi génne lu mat 500,000 te ñun ñoo gën a sensible ci loolu mooy doo seetaan sa mbokk ndax na ngay ña ngay jël ñëpp say rakk say jarbaat say loolu la yow doo fa nekk sax naan 70% da nga leen di jëlal lay seen problème yëpp léegi tey man dama gis ne liñ ci war a jàngate lii mooy nan lañ mën a fexe pour formaliser informel loolu ñun am nañ ci xalaat. am nañ ci solution pare nañ pour engager pour def ko. ban mooy xalaat bi ban mooy solution bi. solution bi yomb na mooy tey jii ANSD am na 470,000 ANSD la ñuy woo mu génne ko bu ko génnee ANSD am na lépp am na téléphone ak yëpp mais on t'appelle comme bu fekkee Djibril Diakhaté fa la nekk ñu ne ko Djibril yaa ngi woon informel lan mooy sa problème problème am ñaar rek lu nekk am naa dette bancaire ci microfinance yi am naa c'est-à-dire am naa problème fiscal sama entreprise doxul li ma doon jaay dox ñett yooyu la su ne am na dette bancaire état bi ci réew yéen nii war na mën a racheter crédit yooyu fii ni met racheter ko jënd ko injecté fa xaalis parce que niñ mën a jël injecté xaalis gis nga General Motors bi muy bëgg a daanu dañ ko jël déggoo fa xaalis génnewaat ko waxuma injecté bi may leen ko de mën na créer injection boo xam ne dañ naan ko kaay ñu racheter le crédit bi dundalaat la nga dem chambre de commerce yi jàppalaat la pour nga mën a dem xam ne ko nag à partir de tey da ngay formaliser tu t'engages que pendant X temps si tu t'engages pas à formaliser tu suivras des conséquences même ça peut être pénal parce que l'argent public qu'on t'a donné c'est l'argent public man bu ma la lebalee xaalis mu dem pénal mais l'argent public peut être pénal te ñu ngi may dégg man wóor na ma ne tey fi ñu toll ci ay coono ku leen woowoon def ay paquet yu mel noonu def ko ñoom danañ ñëw formaliser ànd kook nit ñu jàppale leen ba léegi ñoom ñu dugg formel mën a déclarer seen caisse de sécurité sociale nekk ci organisation bu normal xam nga loolu day yokk recette état bi day yokk indice d'emploi parce que bu ñu waxee ñu ne emploi yi ñuy déclarer 160,000 xaw ma 200,000 soo jëlee 470,000 nga fekk ci extrait minimum 50% mooy 200,000 kenn ku ne 2 sax na ko déclarer wala 3 na déclarer moom ak jabaram ak doomam parce que entreprise informelle boo gis yaa sa jabar ak sa doom ciy liggéey soo leen déclarer peut-être que ci marché bi dañuy amaat 1 million d'emplois yoo xam ne nii day leer mooy yoo xam ne nii am nañ seen caisse de sécurité am na seen IPRES identifié nañ leen xam nañ leen xam nga loolu solution la ndax état bi moo ko beneen bi mooy lieu de travail yi ñuy liggéey ñu profité de l'occasion moderniser ko bu njëkk boo masaan a dikk ne da ngay tëj marché bi pour defaraat ko xeex mooy am ba état bi reculer mais léegi am nañ occasion que positif la wala négatif ñoom ñëpp seen wér-gu-yaram la koo ci ne marché bi dañ koy defaraat te ñu def ay moyens comme li Chine def marché lu mu rëy buñ defee ay moyens mën nañ ko tabax ci weer. yaakaar nga moment bi mën nañu xoolaat marché yi. defaraat leen dañ ko war a defaat buñ ko defaatul tamit mooy jànguñ ci dara. parce que tey xam nga lan la ñuy def ñun ñëpp UNACOIS yëpp ñu ngi doon xeex Auchan mais tey Auchan yi dund Auchan mi ngi def 10 fois chiffre d'affaires am. kan mooy sonn marché yi c'est-à-dire mooy li ñu doon xeex ba ma leen di wax ne la jër sa xeex ndax consommateur bi moo soxla Auchan nañ dem moderniser marché yi. def ni Auchan def wuñ moom man marché moom xam naa modernisation ndax ba may def Touba Sandaga. 2000 ma koy def dañu naan ma da ngaa dof mais ma nga ne marché bu moderne. soo demee cœur de ville de Kaolack marché bu moderne ay sénégalais def nañ ko fi kon si le public wala collectivité locale ñoo fay à leur mission de jël marché yi di ko gérer. sooy gérer dara nag mu yàqu nga tëj ci marché bi waa marché bi dañuy fontu damay tëj ni déedéet yow yaay récolter la fay am yow lañ ko dénk sa autorité lañ ko dénk. parce que mairie war nañu mën a moderniser marché yi. daf ci olal daf ci investissement suñ ko bàyyee waatoon opérateur économique sax ñu organiser wu ci seen biir. ci weer dërëm moom ñoom du ci dem de
nañ leen bàyyi ñu organiser ña war a wax ak ñoom parce que kenn ku ne place ba nga yor di jaay koo gis mu teg taabalam di jaay la nekk ci taabal bi moo ëpp taabal bi. koo gis mu ubbi boutique di jaay njëgu boutique bi la nekk marchandise ba fa nekk moo ëpp njëgu boutique bi kon je pense que tey man ci ñi d'accord ne état dafa war a créer condition mais du moom moo war a tabax marché. xam nga boo demee fële avenue Lamine Gueye yaa ngi gis maire yi tabax benn marché teg école ci kaw mais tëj tabax ko tëj parce que dañ ko prévoirul nañ koy tabaxee fi ne nii dañoo am problème kan lañ koy jox soo demee jëm ñaaji on a mis des milliards et des milliards sur marché international tëj parce que dañ ko joxul ña ko war a dox ña ko kon ñu xam ne man soo gisee diffusion defin l'état il fait beaucoup mais day fa mel ne sendal la ngay sotti muy sotti ko suuf rek il fait beaucoup kay sotti moom. su tëjee ay bëtam danaan man sotti naa tant de litres sotti naa 50 litres sotti naa 5 litres. mais efficacité bi moo manqué. efficacité am te gis nañ ko ci lépp donc moi je pense que tey liñ ci war a jàng loolu la mooy lii gaañaan nañu nañ taxaw woote soo bëggee ne da nga dindi privé te woote woo chambre de commerce yi xam nga loi dafa wax nii mën naa la ko jox sax nga lire pour nga xam mooy tey nga ne da ngay defar football sénégalais. créer sa fédération ne ko fa ñukk dem wooyee ay association de quartier pour ñu xelal la loolu lay niróol. xoolal fii tey liiral lii ci kaw. waaw ndax yaa ma gën a dégg liiral li ma def croix rouge lan lañ wax. Les chambres de commerce d'industrie d'agriculture bien organisées permettront au ministère chargé de tutelle de bien mettre en œuvre la politique d'État en matière de promotion des opérateurs économiques ainsi que du commerce. oui. ici ajoute la waaw mu ne chambre de commerce bu leen tàggatee. waaw jox la lu ñu war a def. waaw. daanañu mën a def promotion opérateur économique. waaw déet continuer. waaw nee na il s'y ajoute la nécessité de faire de l'institution consulaire un cadre fédérateur susceptible de rationaliser les actions des organisations professionnelles et patronales en matière de commerce d'industrie et d'agriculture. waaw xam nga lii topp ci waaw. du luñ bind du théorie. loi la décret. voilà te appliqué wuñ ko. appliqué wuñ ko parce que d'abord mooy ministre du commerce bi nga xam ne nii wóorut a def dara te laajul chambre de commerce yi. il préfère beaucoup plus larger ses services décentralisés loolu la préféré xëy na chambre de commerce yi danañ ko wax ne ko lii moo gën mais décret bi dafa wax ne ñun dañu war a ñëw dimbale ko pour loolu parce que ndimbal na ci fekk loxol borom dama ko waxoon keroog président mu ree dama ne ko dof bi nee na loolu dëgg la ndax caayam ji biy lekk li ci ëpp moo ko fayal boppam. tey ñun suñ problème ñun ñoo ko xam docteur bi. te daal li waa ji di wax ne boo ñëwee malade bi docteur bi sax bala mu laa jël dana laaj fuy metti dana la def lii jox la garab ndax ni nga ko naanee baax na loo sentir waaye ñun dañuy ñëw rek fekk la nga tëdd rek ñu ne la faf pikiir bii moo war ci yow lii moo war ci yow lii moo war ci yow. sans laaj la. sans laaj la. dégg nga sans laaj la lu lay metti sax duñ la ko laaj dañuy ñëw di wax ci yow. gis nga loolu ñu teg ñu ne chambre de commerce dafa nekk cadre fédérateur boo xam ne dafa war a dajale les actions des organisations patronales et syndicales man mënuma nangu tey boo demee chambre de commerce fekk fa waa INACOI Idi Thiam miy wax ma nga ci élu des chambres de commerce soo fa demee da nga fa fekk bu fa Mansour Kama nekkul tamit am na fa représentant bu fa Mbaye di Agne am na fa représentant bu fa Mbaye di Agne maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp am nañ fa représentant ñu ne ko fa ñukk fexe jël toutes les représentations yi nga xam ne loi dafa wax ne chambre de commerce moo fa war a représenter ñu fexe jël yooyu jël COSEC jël port jël caisse de dépôt jël yépp dem toog fa léegi nag bu amee lu ñuy négocier loo xam ne nii foofu nga ko war a andi ñu débattre ko ngeen punxaloo 3 wala 4 personnes négocier ko jël décision bi ne loolu la xam naa ne danañ ma ci merewaat waaye man fi ma nekk union laa yor dafa am ñoo xam ne ñoo ma élire li leen metti lay wax nekkuma fi di gérer 3 personnes 4 personnes démb laa wax ak bay di ci ngoon wax naa ak moom il a bien compris comprendre na li ma wax waaw comprendre ñoom ñëpp ku ne wax naa la ne ni ngeen koy doxalee di noonu et loolu vraiment c'est des crimes économiques qu'on est en train de mettre pour détruire l'avenir de nos enfants de nos petits-enfants c'est parce que ngir yàlla Sénégal évolue ni ci côté bu ne évolué ni ci côté management public évolué ni ci côté management football évolué ni ci côté management judiciaire mais management de la représentativité du secteur privé n'a pas évolué on a reculé ba tey tax dem maa ngi dégg Aziz Mbaye ci RTS lu ne mu yàq ko secteur privé ma ne ko d'accord suñ amul der sama der xam nga nit ki duñu wax der sama der yàqu na mooy suñ der yàqu na fi ne nii lu waay jox xëppuñu mais dëgg-dëgg tey économie baa ngi dox tubaab bi nekk fi ñëpp dem nañ budget du Sénégal suñ naan état bi a fait mais état il donne que des ristournes au secteur privé ñun ñooy fay droit de douane ñooy fay TVA ñooy fay lépp
l'État c'est nous qui font vivre l'État sans nous l'État na du dund dëkk bu amul économie du am état waaw soo demee dëkk yi nga xam ne amul économie boo demee Canada am na panne boo xam ne ni y a pas de personne y a pas d'économie y a pas d'état y a rien y a police y a rien kon je pense que nañ xoolaat mais loolu lépp nag je demande au secteur privé et surtout informel bu lii passé man de en tant que président de chambre de commerce danaa ci bay sama wàll commencé woon naa ci bay sama wàll mu jur ay xuloo daw ma sax mu jur ay xuloo ki coow ma ne naa tey waxtaan ko ci jekk ak teraanga mais gis naa ni lii il faut que ñun ñëpp ñu taxaw régler ko ba nga xam ne nii dana amal njariñ secteur privé bi ñu am der bu rafet parce que comme li mu wax foo dem ci àdduna bi am na Mali gii sax état bi lu muy def da koy laaj xoolal Mali masan dégg président Macky Sall wax ko benn jour ne léeg-léeg li may jaaxal Sénégal oto boo romb ci yoon mu pànd ak oto sénégalais malien oto yu bees tàq lañ yor mais parce que dañ leen a organiser conseil malien de transporteur jàppale leen teg fa ñu fa war a teg ñu jënd ay oto yu bees parce que transport mooy li gën a rentable ci économie seen bus yu gis nga ni mu mel soo demee tamit ay milliardaires lañ yor yoo xam ne ay sénégalais xam nga boo gisee benn mauritanien milliardaire ñëw jox ñu 1 milliard may ñu ko ci nit mais war naa joxe exemple ne qu'est-ce qu'on cherche est-ce que tey am na sénégalais boo xam ne milliardaire tey mën na génn 1 milliard ci poosu boppam te wutu ci dara daf ko def ngir yàlla wutu ci pour ne damaa bëgg ñu jox ma marché wala damaa bëgg président de la république gis ko xam nga mauritanien bi ñëw man dama yaakaar ne wutu ci dara dégg naa ko ne rek am na fi banque waaye 1 milliard la jógee jox Sénégal kon ñun waroon nañ fexe ba nga xam ne tey jii lu amee doo fi nekk sax di dajale ay 1 million que 2 millions da nga fi mën a génne 100 personnes yoo xam ne ils prennent ça en charge et régler mais quand même ñi ngi koy régler indirectement nga baal ma rek xëy na nagul indirectement mooy ñi ngi dimbalante état bi ndimbal bi àggagul fenn ñi ngi dimbalante bu baax a baax te tamit li Jibril wax nañ ko xool gis nga feebar bi gën a doy waar ci nit mooy tiit ak xiif mooy feebar bi gën a mag feebar nit dana ci génn mais mën nga tiitaay goo xam ne ni ci la sa organisme yépp di détruire lépp yàqu sa réflexion détruire xiif mën nga xiifaay boo xam ni sa lépp ci lay yàqu moo tax yàlla dañ koy war a delloo toujours ci li mu wax yàlla ba muy wax dane wala nabluwannakum bi shay'in minal xawfi wal juu'i maa wax la ko de xam nga yàlla war na yàlla suy wax dara du njëkk a wax da koy teg ni mu ko tegalee rek jëlee ko noonu mooy dane man danaa leen nattu ci ay balaa bi ci njëkk mooy tiit xam nga tey tiit bi moo gañe lépp wal juu'i mu teg ci xiif wa naqsin minal amwaali moo yàq sa économie wal anfusi ak bakkan doog di nga batam moo nekk 4%. ñi ngi daw corona nañ ko daw nañ jël mesures yi mais nañ créer conditions yoo xam ne ni tamit nit ñi xiif dana leen kii soo gisee nit ñi di dugg ci oto yi di dem da ngay gis koo xam ne ni mën naa la waat ne xiif mooy tax nit ñi xale yi di jël xiif du am xaalis de. mooy tax ñuy dugg avion di dugg ci hélice ak ci kii nu mu tuddati ci train d'atterrissage di dugg ci gaal gi. Imaginez li ma lay wax si on ne prend pas des mesures lii diire 3 mois sénégalais yi par force danañ dem wuti lu ñu lekk. mais loolu moo taxoon par force kenn mënu ci dara. waaw loolu moo tax ñu waxtaan. est-ce que kenn tëdd fi nga di dee xiif du am. est-ce que moment bi ñu nekk nii. mbas bi am coow li am dëkk yu bëri ñu ngi réfléchir instant bi nii fi ñu nekk nii parce que gis nañu sax Macron barki démb dafa jóge fu mu nekkoon dem seeti baykat yi pour waxtaan ak ñoom ndax nee na moment bi France bi nekk nii ñoom ñoo tenir réew mi ci ay dund. ci nekk Sénégal am suuf am lépp te nañu mënuñu ko béy te kenn ñaan na ko yàlla bu fekkee ne mbas bi continue na fii ak 3-4 mois réew yi xam na ñooy joxe Sénégal ceeb muy Inde muy Thaïlande muy Vietnam bu ñu tëjee suñu frontière naka lay Sénégal di dundee est-ce que moment bi ñu nekk ni commencé nañu emblaver ay suuf ci àll bi pour yem di jiw dara parce que gis nañu Arouna Dia Sénégal la nekk benn Boseyade seen dëkk boobu dam na ay variété maïs ak yooyu yu béy foofu te dëkk boobu tey am nañu autosuffisance alimentaire seen dëkk. Est-ce que waruñu xalaatee est-ce que li ñu commencé bay est-ce que meññiwul ba ñu war ko gopp est-ce que jotul mën na nekk loolu mais c'est important aussi ndaxte buñ la nattoo tiit natt la xiif bi rek feebar na la day gën a yokk sax feebar bi. ndaxte c'est la pire des maladies. c'est la pire des maladies. yàlla nañu si yàlla musal. am naa yaakaar ne ñi nga xam ne ñooy gérer anticipation boobu. gis naa nag si benn document bu ma liiroon si presse bi ñuy wax ne
organisme onusien bi toppatoo affaire dund geex yooyu mi ngi alerté. PAM. waaw naan mën na am. ñu am crise alimentaire. 25 millions en Afrique. waaw mi koy wax. mais du lu bees nag du lu bees suñu dëkk nit ñi aadawoo li ñu tubaab bi jox maanaan toogum bureau toog ci bureau bi xam nga tey pandémie ñëw na man ma nekk spécialiste su numérique mais suñu xale yi téléphone yi ngay jot nii message yi ngay jot gën na bari. gis nga nu mu bare luñ la wax nga toog sa kër nga gàttal sa tànk te bu 20h jotee ba 6h du matin bul génn état est-ce que jël na mesure d'abord pour que de 20h à 6h du matin mu économiser éclairage public bi est-ce que Dakar dañuy fay lamp yi est-ce que Thiès dañuy fay place France est-ce que boo demee ba Saint-Louis place yooyu yëpp ñu ngi koy fay xam nga tey ba il faut que ñuy am benn instant. ñu nangu jël suñu xel utiliser ko ñun bu ñuy génn waruñu bàyyi suñu xel suñu kër dañ ko war a ànd ak moom fan lañ toll pandémie coronavirus 20h ba 6h mënuñu génn mais mënuñu génn li tax ñuy taal mbedd yi làmp yi waxuma nag ñu fay fépp. mënoo dem ba yëmbal si yenn ruq-ruqaan yi di fay mais grand axe yi tey lu mel ni centenaire allée boobu noonu def na presque sur 1 kilomètre lan moo tax duñ fa taal juste 30 ou 40% lamp yi ñu fay taal yépp biir Dakar pour dugg fa mais mbedd yi bariwul boo jëlul gaal nga war a jël sa tànk gis nga yoon yi ngay jaar boo jaarul corniche fooy jaar yaa ngi jaar défoncé boo jaarul défoncé fooy jaar yaa ngi jaar si pompier bi boo jaarul pompier bi fooy jaar yaa ngi jaar si côté mool bi foofu si kaw si biir mais loolu tey boo ko tëjee biir Dakar boobu boo fa taalee 100 lampes nga taal juste 20 ou 30. dafa solaire sax na. def si tu veux. mais loolu yëpp dafay permettre benn économie boo xam ne parce que ñaari factures yi di ñëw ñu ne mooy ndox ak courant état nee na maa ngi koy jël en charge mais est-ce que toog si biir kër yi warul nekk benn façon boo xam ne dañ ñu si war a yer si énergie bi ñuy consommer ba pare le président Mbouba ngi wax secteur privé bi macha allah ñu ngi leen di jaraw lakk mais opérateur télécom yi nañu waxante dëgg. fa nga doon jëndee carte crédit bu 1000 francs wala 5000 bi rek doy la ci weer bi laajteel Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen ay homme de média yi di ngeen yëg di ngeen xam da ngeen dul wax lépp mais def leen sondage laajte nit ñi ñaata la ñuy consommer. am na yooyu wax nañ ko. ñi ngi bëgg dee. nee nañu consommation bi yokku na plus de 30% ci chiffre d'affaires ah. waaw léegi ci confinement bi. waaw léegi lu mel ni Sonatel xaw ma Orange. du moom rek. opérateur damay jël benn opérateur bi si gagné xaalis. opérateur boobu tey ñu nekk si jamonoy pandémie maanaam clients yi mën nañoo feebar parce que ñun ñooy clients yi. ñaanuñu dee ñaanuñu corona law fi mais bu corona lawee ñoom duñ fi amatee dara xam nañu def dañ gàddu seen bagage dem te gis nga bu ñu demee bay pousser réflexion nañu ñemee réflexion nit da ngay dogu sa bopp dogu fa nga bokk dogu sa askan mooy bokk sa réew xoolal bu baax. télécom fi mu toll ci jamono bi bañ ko doon privatiser xanaa def na 30 ans est-ce que jotul ñuy toog sax naan est-ce que télécom yi dañ leen war a privatiser parce que armée kenn du ko privatiser ndaxte bu ñu demee bañ lay wax ay cyberespace cybercriminalité cybersécurité mais Iran ba fa benn virus duggee dañu toog def benn point 150 000 équipements et appareils la ñu def benn diagnostic 50 000 yëpp bokkul ci biir entreprise bi ndax yow boo ndee sa téléphone nga branché ko ci ordinateur bi pour transférer fichier mais mu infecté ordinateur bi noonu lay demee man société ba ma doon liggéey France dans les années 2000 muy OVH ñun ñoo njëkk subir benn attaque parce que juste dañu abaloon benn ordinateur ñu ci doon déglu Bob Marley nekkate foofu la pirate bi jaar ba dugg ci biir serveur yi dem jël plus de 50 000 ay mots de passe suñu client mais dañu obligé futteeku pendant 3 jours di reyanteex virus boobu di reyanteex moom ba jàpp ko gis nga ci hébergement de données yooyu ma lay wax noonu lan moo tax suñu junior yi nekk fii te xarañ nañ de ñu ngi ci école yi fii jàng am xam-xam ba pare numérique moom rek ngay gis punkal magum jëm bu toll ni man mu xam ci Moustapha Sy mu koy jàngal dara
te nga màggee ko lu mat ñaar fukki at mais bu dee da nga dem si santé amu fa santé que la fa jiitu moo lay mag si xam-xam boo demee si éducation que la fay jiitu moo la fa mag si xam-xam boo demee si justice que la fay jiitu moo la fa mag si xam-xam numérique rek ngay ñëw moom kese cote donc rek ngay ñëw nit ki am ñaar fukki at nga mën ko jur mu lay jàngal si dara mais li ñu leen war a wax si actuellement si pandémie bii bu ñu xool rek solution nationale dañuy xool fa ñu toog seen koñ ya ñu nekk mën nañ def entrepreneuriat ak numérique téléphone yi day fees mais nga démarché waa koñ ba ne leen day ku bëgg sa données yi ma defal la ko sama ordinateur nga am mot de passe boo xam ne yow rek yaa koy yore bu ko transféré mais nga ubbil ko compte si lu mel ni ay Google ak yooyu nga xam dafa gratuit nga yóbbu ko fa defal ko mot de passe boo xam ne moom rek moo koy xam même bu lay fay 1000 francs si semaine bi même bu lay fay 100 francs na nga am fula fayda démarché leen parce que ñu nga dëkkal souvent am nga téléphone am nga WhatsApp bokk ngeen ay groupe ñi nga bokkal groupe rek mais loolu opportunité la loolu moo may mën a indi nag ma wax la application boo xam ne tey bu ko Sénégal indoon ñuy wax traçage numérique bi xam nga wiji gi ñu siy wax yëpp moo gën a yomb kaay naan ndox application bi boo ko développé dafa am si lu ñuy wax si Bluetooth bi lay dox ñëpp a xam Bluetooth fii Bluetooth ñëpp a ko xam moo tax ma tàmm di tooñaate naan numérique moo gën a démocratique oxygène ndax boo demee feeñee dëkk Malika booru Mbëbës ba ñu ngi naan seen oxygène bi baaxatul mais fii ñëpp a ngi koy utiliser ñi jàngax ñi jàngul ñi mën a ñu mënul ñëpp vocal beex yooyu yëpp numérique la nga gis dafa am kooku si Bluetooth technologie boobu lay jàll téléphone yi nga xam ne yëpp dañ leen créé depuis 2012 ñoom ñëpp mën nañ utiliser type d' application boobu ji nga boo ko téléchargé ma téléchargé ko sa technicien ñun ñëpp ñu téléchargé ko taxul ñu am corona bi de amuñu ko de dañoo yore téléphone ñu téléchargé ko léegi boo ko téléchargé dafa am benn code boo xam ne dañ koy dog-dage bu ñu koy dog-dogee noonu mën nañ koy dog-dogee chaque 2 minutes wala chaque 5 minutes wala chaque 10 minutes bu fexee ba nekk si yow loolu dafay def dañ koy yow sa téléphone dina déglu sama téléphone ba pare daf may envoyé signal daf may yónnee ma lay yónnee nga may yónnee loolu moo siy am léegi tey bu Massamba demee si docteur am mën na fa dem pour leneen am na fi ñu testé ko ñu gis ne dafa am coronavirus docteur boobu moo koy wax mu téléchargé moom kodam si biir benn serveur ji nga bu ko fa dugalee képp ku yore application bi da ngay gis ne bu dee yow dafa nekk sa contact man ma nekk sa téléphone yow nga téléchargé par exemple di nga gis ne man sama téléphone wala téléphone Massamba ñu ne la dañ déclaré dafa am virus xam boobaa nooy def ah nga ne mais man Massamba démb ñoo nekkoon wala bërki démboo jaay nga dem testé wu nga woote toog sa kër service yi ñëw jël si la nga dem loolu population bi ñoom seen droit la maa ngi koy waxaat démocratie latine dafa soxe ko si diine comme démocratie yëpp kon fii si Sénégal dafa am ay loi état d'urgence si article 12 bi te loi boobu bañ koy voté décret boobu bañ koy voté Macky Sall mii suñu njiit bi neew fi woon Ablaye Wade mi fi weesu neew fi woon président Diouf neew fi woon ki fi nekkoon Senghor la muy le 29 avril 1969 mu am benn article 12 bu ne état am na sañ-sañ si état d'urgence contrôler communication téléphonique électronique ak télégraphique loolu la waxoon loi boobu moo fi daw ba léegi mënoo àtte nit naan loi bay ñëw da nga koy àtte si loi ba jag te loi bi moo jag moo indi état d'urgence bi état mën na si sukkandiku mais nag boo si sukkandiku dafa ne il peut s'organiser pour contrôler kon comme affaire corona la kon ministère de la santé ak waa société civile bi grand journaliste yi mel ni yow macha allah Alassane Samba Diop ñooñu ñëpp bu ñu nekkee si biir yaakaaruma ñu yeb leen ba ña nga xam ne bu ñu demee di gérer danañu lox mbóot leen ba pare et puis dafa am importance que population bi xam ne loolu bu amee état mënul xam lan moo nekk ci sa biir téléphone mënul xam photo ba mënul xam vidéo ba mënul xam say SMS la mu mën a xam mooy suñu maam ja la mu doon wax Alaaji Abdu mu ne fa ndox daan taa boo fa demee di nga fa fekk tepp-tepp
tepp mooy traçage numérique maanaam Massamba téléchargé naa man code bi rek mu informé ne ma code bi kat kii dafa am corona bi man ma gis ne code boobu noonu jege woon na sama téléphone benn temps parce que mi ngi sama répertoire comme nekk na sama répertoire rek mais ma woote mais sa donnée personnelle mi ngi si karaw donnée personnelle la sa bët bi la ka cappaa si biir mais donnée personnelle la empreinte bi donnée personnelle te gis nga empreinte bi gis nga président bu gis nga li gën a doy waar si empreinte bi suñu xale yi bari doon jóge fii di dem bitim réew ndax dama bokk si ay yenn mbootaay yoo xam ne yàlla defe na mu sutura si bitim réew ba léegi maa ngi fay bokk ñu defoon benn étude ñu interpellé ma si à titre privé mais lu ma yéem sama yaram dafa daw nekk te suñu xale yi jël gaal di dem balaa ñuy jël gaal di dem fii la ñuy commencé si dëkk bi di jël acide di commencé di frotter seen empreinte digitale nekk te bu ñu jëlee gaal yi ba wàcc ay Espagne wala Italie di daw nekk te dañuy dawaale ak fer à repasser xam nga dafay bari ay café yooyu fa la ñuy daw brancher affaire yi pour effacer seen empreinte digitale xam nga loolu metti na bu numérique amul woon nga gis ne kon loolu du am donc pour revenir sur coronavirus bi c'est pour wax ne données personnelles dafa am fu mu tàmbalee xanaa nag buñ lay présenter nit luñ lay njëkk a wax si moom duñ la wax maamam duñ la wax baayam de xam luñ lay njëkk a wax Alassane la tudd Samba sant Diop du loolu lañ lay wax. ne la xaaral jëlal numéro téléphone ngeen échange yooyu yëpp données personnelles la mais gis nga lépp loo xam ne ba si doxin sa silhouette yooyu yëpp si données personnelles la te gis nga mën nañu wax ne waaw est-ce que buñ ko collecté est-ce que duñu dem sax après muy nekk si affaire campagne électorale ou pas man mii di wax ak yow magum jëmm laa te yàlla defal na ma sutura maa ngi sama xel sama sago mais le 21 janvier bi passé ñi ñuy déglu di ñu seetaan yëpp ba ñun ñu toog si plateau bi lan la ñu añee woon lu ñu reeroon lan la ñu soloon mais xamuñu ko lii di ñëw projection la rek dañ koy supposer bu naree dem si campagne électorale mais xanaa kañ comité boobu nga xam ne affaire santé la dinañ ko organiser daan na nag données yi dafay yem juste si paramétrage bi si tur bi ak sant bi loolu bu paree mën nañu permettre ñu am dossier biñ président Serigne Mboup doon wax léegi mu nekk numéro de sécurité sociale ba nga xam ne yow sa jëm bopp te li gën a yéeme dañu toogoon France def na 18 ans 19 ans ñuy wax ak médecin bi di ko wax ne dañoo bëgg léegi dem si projection carte vitale ba nga xam ne léegi nit ki cartam la yore comme carte bancaire am médecin yi tëb di dal di wiji ñu ne leen mën nañ bañ a xàmmee nit ki mais si coronavirus bii nii presque 500 000 personnes ñoo def téléconsultation télémédecine taxaw na si fi ñu toll ni suñ dëkk bi nañu waxante dëgg nag dafa am benn baatu olof bu suñu waa armée bi di wax ñu ne bu dee jotee jàmbaar léegi la suba déedéet ki xiif tey nga koy jox mënoo ko dig suba même bu dee sax benn daggitu pompiteer la da nga koy jox mu dugal ko si gémminam affaire données personnelles yi population bi yëpp maa ngi leen di ñaan ñoom sax ñoo waroon manifester wu wax président de la république yow yaay suñu chef de famille te chef de famille ak chef de guerre mën na nekk benn ba nga xam ne ñun ñooy d'accord application boobu am pour mën a aar sa bopp aar sa doom bu dee jigéen nga aar sa jëkkër bu dee ko góor nga aar sa jabar aar say mbokk ba nga xam ne du la mën a bett cas communautaire yi ñuy wax yépp tepp bi mooy problème tepp bi kese la mais du leneen ndaxte buñ ne la diw jóge na Touba dem na Tivaouane dafa amoon cas communautaire xamuñu ñan la tasanteel te gis nga machine yi ñu yereen yi ñuy wax ordinateur fi may daanalee li leen utale ak ñun gis nga nit ñi ko yàlla sàkkee mu yéex bokk na si Usain Bolt mi gën a gaaw machine a ko gën a gaaw loo xarañ mën nga fàtte machine bi du fàtte robot la kon
données personnelles yooyu nga xam ne dafa sensible organisation la lu may fàttali rek boo nee sa doom baa brosse nga du la détaillé brosse beex yooyu danaan laan waaw rek noonu lañ ko war a jàppee ñun ñëpp ñu dem si wóolu aussi suñu état ndax ku dem ba wóolu opérateurs yi di yónnente ay message di bindante defante ay vocal te ña lay déglu ña nga bindu ñooñu ñëpp ay privé lañ mënoo leen contrôler xamoo fu ñu nekk sax xamoo fu seen serveur yi nekk te bu boobaa yow say données fii lay nekk si dëkk bi ndax état investir na ay milliards def fi data center boo xam ne mi ngi koy tabax fii si Diamniadio bi ba pare am na fi déjà ay data center yuy dox li la koy wan impôt ngi nii ku fi amel impôt gis nga mu topp la ndaxte données yaa ngi foofu kon nañu wóolu gis nga tamit nañ am fula fayda ñun ñëpp jox nañ cër suñu baay mais dëkk bi dafa am baay mooy borom dëkk bi muy chef de famille bi muy président de la république nañu wóolu ne du laal suñu données ñun ñëpp ñu d'accord si ñu avancé ñu dem si. waaw xam nga nag données personnelles dafa sensible de loolu il faut ñu xoolaat ko. sensible du dañ mais da ngay wóolu comité bi rek waaw mais da ngay wóolu comité bi. loi moo ko war a tëgg ñu xool ko parce que yooyu kenn du ko foowee. su weesoo loolu Serigne tey yan xalaat lañu mun a am bu ñu génn ci coronavirus bi réew mi naka la war a tënkuwaatee ci mbirum fànn yëpp surtout mbirum privé bi ak mbirum commerce bi. waa xam nga yaakaar naa loolu Alassane laaj nga ma mais yaa ma gën a xam yaakaar naa li ñu war a doxale réew mi wax nañ ko bind nañ ko woykat yi woy nañ ko livre. mais est-ce que yaakaar nga ne virus bi du mu tënkee àdduna dinañu virus bi jeexee rek fàtte nañ naa déet waay loolu mooy ñun xam nga insaan yàlla daf ko bind turu baat turu nit mooy fàttekat xel yi mu jox mooy prévoir mooy nit kii ba loolu koy jël ko Sénégal xaaral yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla génne mais bu paree day mel ni musa am tey mi ngi mel ne gis nga ci exemple yu bari yi ngi fi def fi ne nii ñu ngi nii mbënd maa ngi ñëw déggoo mbënd mi karawaar ak gaay yàlla mën naa andi suba rek kenn xamul te prévoir uñu dara te boobaa nag ñu doog di jóg mën naa wax na fi ne nii dans 2 mois 3 mois taw bi mën naa ñëw tout Paris bi mais déggoo ko benn ñi ngi bëgg a bàyyi déggoo ko dara ñëpp koo wax corona ñëpp bon comme li ma lay wax rek exemple fàtte nañ gis nga lim wax ci données personnelles gis nga données personnelles li nga wax d'accord état bi moo war a jël loi bi données personnelles existe na. ma nga commencé boo juddoo foo jaar am ka kay. dëgg la kooku léegi données personnelles la. données personnelles am ANSD def na recensement. dëgg la données personnelles ñoom am nañ ko. fichier électoral bi. n'habite pas le président le premier ministre n'a pas accès am na données personnelles sa tur papa sa tur yaay seen nag loolu mi ngi fi xam nga lan moo des ñu continuer ko remplir les données économiques et les données sociales et les données de santé. mooy nit ki ñu mën a xam yow ban médecin nga war a jaar foo jaar c'est parce que loolu ki am sa données personnelles li ëpp données ci personnel mooy noo tudd na nangam boobu mooy référence identification bu fekkee loolu disponible na léegi nag ñu utiliser ko. ci conditions yi moo gën. bu fekkee dañ ko jël ne dañ koy utiliser pour électorat baaxul waaye électorat moom tamit li ma ci gëm mooy bu ñu ko defoon bàcc sax données personnelles nit ñi ak seen numéro téléphone yépp dafa nekk loo xam ne nii nit ñi ndegam ca mbañ gàcc gi la ñuy woote mën nga wax ak nit mën na la fii laay woote nga woote gis nañ ko fi kon. li nga xam ne boo defee meeting ñëpp wuy si la man pour man données personnelles électorales sax mën nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yaayoo. ndax États-Unis dañ koy teg pour nga mën a xam diw ak woote fan lay woote tout ça li ci des mooy mooy données yi nga xam ne nii dafa nekk données intime yooyu la ñu war a wax ne c'est intimité. mooy sa donnée professionnelle. say revenu sa salaire sa donnée santé. lan moo la dal kooku mën nañ wax ne war nañ ko mën a sauvegarder. protéger boo xam ne ni commission bi koy def commission la bu autonome bu indépendant bu dee magistrat yee koy def sax ndax. waaye nag état moom lu mu bëgg a xam rek xam ko état tey bu bëggoon a xam yow lan mooy sa kii wala ngoon balaa ngoon am na moyens yoo xam ni mën na ko xam kon man li nga wax na nañ def confiance président de la république du confiance c'est une obligation nit ñi xam ne loolu lu war a mën a lekk la suñ ko deful tamit américains yi ñi ngi toog di jël suñuy données personnelles yëpp di ko téye ba mën a toog fi ñu toog xam fa nga fanaan foo dëkk di ko def ci ay enquête kon loolu du duutu problème gis nga beneen bi ci des mooy wax naa la ci loolu milliards yi man damaa jàpp ne 1000 milliards yi nga xam ne Sénégal dajale na ko
dama gis ci ñu ci góorgóorlu joxe te mënuñ ko waaye sax ak patriotisme moo tax ñu joxe ko gis naa ñu góorgóorlu génne 10 millions génne 5 millions génne 3 millions génne 1 million te mënuñ ko seen compte bancaire dafa débiteur ñu dem def ko waaye patriotisme moo leen tax te gisuma nag réew yu ñu wër kenn def ko dégguma ko Mali wala Omo information dégguma ko Mauritanie dégguma ko France am na ay milliardaires yu génn may xaalis mais ce n'est pas les entreprises ay téléthon genre ay téléthon amul gisuma ko fenn fu si dégguma ko amee kon nañ jàpp ne Sénégalais yi def nañ li leen war gis nga loolu tey liñ ci war a jàngaat mooy immigré yi ñu ngi leen di yónnee xaalis mais d'accord baax na mais soo demee tamit ñay liggéey di daan seen doole rey duñ ko jot amuñ jotam dem di jëli ay 100 euros nangam ña nekk foofu nga xam ne ñooy nekk ci ambassades yi di politique di dara ñoom ñoo koy dem jël ko mënoon nañoo jël xaalis yëpp ñu ne comment on peut investir massivement dans ce pays-là pour faire retourner les immigrés. Pour faire retourner parce que ñoom ñëpp tey. pour ñëwaat si réew mi pour ñu ñëwaat. ma jox la exemple lii xam naa ne moom laa la wax ne la dafa am émission boo xam dama bëgg ñu def ko pour xoolal tey lii ay ANSD moo ko def ñoom ñoo koy def ba pare. nee nañ la y a 160 963 unités économiques sociétés yu am registre de commerce wala yu ko amul wala tailleur yëpp ci Dakar xoolal territoire bi ni mu ko def. xoolal lii aw cat. nga dikk fii mu dikk mu ne la demal Saint-Louis 19000 moo fa nekk mais xam nañ ne capacité investissement ci bay ci pêche ci industriel ci lu mu mën a doon Saint-Louis la ëppee Dakar. Kaolack la ëppee. lan moo indi ñu concentré wu fii loolu la ñu war a déconcentré lan moo koy indi. dégg nga parce que nit Dakar a ngi ni bu tabaski jotee wala koor du too fi gis kenn loolu dañ ci war a jàngat pour fexe xaalis yi yëpp léegi ñu ne ok nañ dem defar infrastructure de base yi nañ defar ay industrie ba nga xam ne nii dëkk bi ci boppam sax dana ma am autosuffisance comme ni nga ko waxee ne kii suñ mbokk mi jàpp ñu demaat ci beneen ñu gis ne étude bi moo wane ne xoolal connaissance des dispositifs d'appui dispositif d'appui yi nekk fi yëpp état bi def ko mooy chambre de commerce di chambre de métier di APEX di FONGIP di ADPME di FONSIS di entreprise xoolal ANSD ne dispositif d'appui bi gën a kawe bi nga xam ni moom la entreprise yi gën a dem chambre de commerce moo ñëw ak 17,5%. chambre de métier ñëw 11%, APEX yi ñëw 8,2%, FONGIP ñëw 4,9%. fii état ay milliards la fay def ñun xam nga lu ñuy état di jox par mois par année 26 millions. 26 millions 26 millions lay jox chambre bu ne te biñ enquêté on est à 17% d'appui effectif boo xam ne ni ñu pare ci étude bi laa lay wax de ñoom seen étude la mooy li ma la wax rek ne la lan lañ war a def xoolal ANSD génne ne lan mooy problème entreprise mu génne ko lii lu yàgg la de xoolal ñu ne vit pas longtemps mooy entreprise yooyu. yàggul gis nga ko tey da ngay tailleur bu ubbi tey suba mu dem def leneen mën mu def leneen mu ne la a une faible capacité de carrière de recherche et de l'emploi mu ne la ne connaît pas bien les marchés publics. mooy comme lii am marché public yi ñu jël ko jox ko ay ponkal bàyyi entreprise yu ndaw yi ñu ne autofinance ou fait appel famille aux familles c'est-à-dire moom lépp lu muy def da koy autofinance wala famille bi réglé ko manque de local adapté mooy marché yi. da wax ci et informel dans ces faits nan lañ mën a defee ba mu formel ma wax la rek l'entreprise type sénégalais mu dégg mu ne est dirigé par un sénégalais non instruit ou analphabète en arabe. Non instruit d'accord analphabète en arabe, oui, on peut utiliser ses capacités en arabe pour le transformer à un vrai formel, exerce de la commerce, ni commerce débit son activité avec moins de 2 millions. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de jàngatee ba pare. Mais toogal ñu ne lii nu ñu koy fajee boo nikkee nit ki ñu ne la dafa am lii dëkk day met da ngay toog ne bii nu ñu koy fajee bii nu ñu koy fajee bii nu ñu koy fajee. loolu mooy li nga xam ne nii mooy li ëpp solo gis nga li kii di wax léegi ci données ci numérique léegi dama la ci wax xam nga bi ñu toogee fii di liggéey maa ngi lay signaler document boo xam ni mën naa ko def léegi ci sa kanam sama banque yi moo koy laaj nee naa ko signé yónnee ko sama email mi ngi nii léegi lañ ma ko yónnee bi ma toogee mi ngi nii mën naa ko signé léegi yónnee ko te du ma déplace fii du ma dem mi ngi nii. j'appelle le document def nii moo indil ma signature mi ngi nii. non rouge la signature bi dafa nekk rouge gis nga fi ne nii. ma effacé mën naa ko effacé gis nga. ana gomme bi. dama lay woon rek. mën naa ko def léegi def ko léegi. banque bi jot ko dans les minutes yi mooy comme li mu wax gis nga données numériques yi. mooy li nga xam ne nii Sénégal données numériques Sénégal relevé plateau médical de santé loolu tamit maa ngi ciy ñëw. fii wane na ne suñu médecins yi boo leen joxee mooy yaakaar naa bu leen joxee mooy sax ñu faj sida. ndax Sénégal dafa bari xam-xam yàlla daf ko bind ci loolu ba àdduna
ba àdduna taxawee léegi suñ nekkee ci arabe yi bu ñu demee ñoo may jàng ñoo leen di gën a dégg arabe bu ñu demee ci journaliste yi jàng yéen journaliste yéen ñi jàng fii journaliste yi nekk ay TF ak yooyu su ngeen toogee ci plateau ak ñoom armada bi nekk ñoom ak encadrement bi nekk ñoom yéen leen di man fopp mais suñ dikkee suñ réew kenn wóoluwuñu kenn defuñu dégg nga loolu dañ ci war a jàng ci loolu jàng ci nan lañ mën a defee ay investissement yu massif nan lañ mën a formaliser informel bi nan lañ mën a defee gëmaat suñ bopp am confiance en nous xam ne Sénégal na testé confini boppam pendant 6 mois dara manqué wul ndax xale yi nga gis naa entre temps xale yi di développé lu bari ci ay technologie ci ay yëpp mais soo demee Paris chambre de commerce dafa créé guichet boo xam ne soo amee innovation da nga koy indi. moo am comité bu koy sàggat bu ko sàggatee ba xam ne norme na mu mettre ko en marché wut ay opérateur économique Alassane Diamba diw nangam kii la demal nga investir ci indiscriminément le taux de rentabilité c'est 200% c'est 3% et l'état jàpp ci yooyu yëpp pour nañ ko def mais da ngay gis tey ñu ne la xale bi créé na ordinateur xale bi xam ne respiratoire def na nangam te ci classe bu ndaw la ko il faut que ñu jël loolu encadré ko mu nekk industriel demain ci universitaires yi yooyu yëpp yaakaar naa jàngatuñ ci man damaa bëggoon lii président de la république ak gouvernement bi jàngat ci askan wi kenn ku ne fa mu toog. jàngat ci su sañoon jot président téléphone ne ko président lii laa ci xalaat bu sañoon def ko teg na ay organes yu bëree bëri nañ utiliser organes yooyu muy organe administration décentralisée muy préfet ba sous préfet yi nañ organiser utiliser organes local yi muy commune yi su dee presse bi am na ay organes yu am bu dee opérateur économique chambre de commerce yi mi ngi fi mais buñ jël organes yi plus en vue laaj leen ñu wax loo xam ne nii xamuñu ci dara wala buñ ci xamoon dara buñ paree mënuñ ko exécuter dunduñ ko ndax xam nga tey may ma rek ma tey kiy décider tiitul parce que amul kenn ku nekk ci centre de décision bi yow tu penses que ton salaire est menacé l'État n'a pas dit que dana dindi 70%. Confinez, restez chez vous def leen nangam ñoo ñëpp kenn ku ne xam nga ne fin du mois sa salaire dana tomber mais imaginez ces personnes yi nga xam ne nii jour bi sax dañ daan luñ lekk nañ anaan am nga ne leen confinez-vous d'accord naa c'est leur santé mais nee naa la xiif moo gën a métti feebar nit ki bu nelee xiifal fekk une semaine te nga dund te yow xam nga ni une semaine man ngaa dee lekk lu la rey moo ko gën a lekk loolu rey danaan man 24 heures damay dee l'islam ne boo nekkee ci àll ba amee loolu lekk mën a dee luñ la araamaloon rek dagal na sa yaram sax boo dee mën sa si dagal lekk kon je pense que fi ne nii nañ combattre fin bi ndi ko président de la république di defee avancé na def nañ nañ xool ne nan lañ ko mën a def ëllëg xool nag lan la Sénégal mën a def da ngay def ci sapeur pompier bu dara amee ñu ne nañ testé mais suñ paree na Sénégal testé na confiné boppam def mesures yi yebal xale yi ñu dem bay fexe bañ génn ci industrie yi taxaw ñu utiliser les données personnelles xool nuñ jàppale nit ñi ba nga xam ni ëllëg buñ confiné Sénégalais yi tamit Chine tey confinement ci intérieur am gaañu ko mais xam nga lan la nekk Chine soo gisee muy def de confinement export mais Chine waxu la ne ana batu ceeb bi ma daan waxee ana li ma daan nekk mais tey mi ngi bëgg confinement bi dem gis nga bi masque yi xewee rek dafa bari ay entreprises yoo xam ne ni dañu transformé wu ci produire ay machines y a presque wax nañ ma 83000 petite entreprise qui a été créée maa ngi jégalu. voilà Serigne heure bi jeex na. heure bi jeexoon jeex na. maa ngi leen di gërëm. di tamit di nuyu Diourbel suñu naataango yi nekk foofu rajo Moubarak FM di reprendre suñu signal bi di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu képp ki xamante ne yaa ngi doon déglu émission bi ci xalaat rek ak waxtaan ci réew mi ci jafe-jafe yi surtout virus bi ban jàngat la moo indi réew mi xam nga ne li yàlla tere yëpp loolu la virus bi appliqué. nee na nit ñi buñ dugg ci boîte de nuit yàlla tere na boîte de nuit te na rassemblement yi nee na wax ji daa bari ci réew mi xëy na wax ji safaan ba indi na masque yi maanaam ñu tëj seen gémmiñ wàññi wax ju bari ji loolu lépp te liggéey ñu ngi nuyu nag suñu techniciens yi nekkoon ak ñu suba ci léegi di ànd ak ñun ci liggéey bi di nuyu Ibrahima Ba nekk tamit mouvement pour la diplomatie numérique di nuyu Serigne Mboup nekk président l'union des chambres de commerce du Sénégal di yaakaar ne xëy na waxtaan bi ku nekk di nga ci am xalaat am ci idée te fu ñu nekk tembe liggéey bi commencé xalaat yi commencé bu ñu xaar ba virus bi dem ñu commencé di liggéey waaye liggéey bi war na gën a mën a bar surtout toppatoo mbay mi topp li xamante ne mooy dundal réew mi parce que autonomie dafa bokk ci mun a dundal sa réew
indépendance fa la commencé jërë ngeen jëf ñu leen di nuyu daan ajjuma jàmm ak salaam.